càmbar si diine sur ITV. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan ci càmbar ci diine seen émission dellu si na ci ndimbalu borom bi subhanahu wa taala bi nga xam ne mooy al mustaan nga xam ni dog-dog dafa bokk ci dundu doomu aadama moo tax fan yi mbiru Covid bi nga xam ni dafa àndoon ak couvre-feu taxoon na kër gi fii immédiat mu am ay doxalin yu bees yu nu doxalee ngir mën a dëppoo ak dogal yooyu nga xam ni nguur gi daf ko jël bokkoon na ci mooy émission yi ñu doon def ci càmbar mu am nuñ ko toppatoowee ba mën see dellu si ci bis ni ki tey muy émission càmbar ci diine bi njëkk depuis bi mbiru dogal bi ci wàllu couvre-feu excès ci réew mi gouvernement bi jël ko kon ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala bi ñu mayaat jataay bu mel nii ñu koy séq ak yéen di leen nuyu yéen ñëpp di leen baalu àq di leen baal àq ndax ci koor la ñu bàyyeekoo di kontaan ak di sargal techniciens yi nga xam ne yëpp ñooy dugal seen loxo ci émission bi tàmbali ci Massamba Mbuub ak yeneen jeunes yi koy jàppale yëpp xam ne ay jàmbaar lañu di sargal tamit di kontaan lool ci teewu ñi nga xam ne ñoom lay seqal càmbar ci diine bu tey bi ngeen gis titre bi mooy gestion Covid-19 le ras-le-bol des populations maanaam ni ñuy saytoo ni ñuy toppatoowee mbiru Covid-19 bi feebar bi dafa mel ne population yi askan bi dañ cee bëgg a tàyyi ba ñenn ñaa ngi bëgg a fippu bu ko defee ñi may seqal waxtaan bi day doon docteur El Hadj Malick Sy sociologue la di jàngale département sociologie bi UCAD ma koy seq tamit ak oustaz al faqih al imam Zakaria Cissé kenn dootu ko présenté ci émission càmbar ci diine waaye sax ci kër gi ci immédiat ma jox docteur El Hadj Malick Sy mu nuyoo après ma jox Zakaria ñu dellu si waat ci waxtaan bi docteur ma jox la nga nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di la jaajëfal ba pare di rafetlu tamit ni nga ma dalalee ci plateau bi mi nga xam ne maa ngi ko bokk ak oustaz Zakaria di kontaan lool ci bokk ak moom jotaay bi ni mel di nuyu ñëpp di ñaan yàlla ñu yàlla jàppale bu baax ci émission bi ndax li ñuy wax mu leer te jub mën a dugg tamit ci xol merci. amiin rabbil alamin docteur El Hadj Malick Sy ñu ngi lay ziar baax di la sargal di kontaan loolu sa teew ndax boo seetee ba seet am na ay dog-dog yu am ba tax bi ma lay woo xaw na xat waaye terewul nga ne ma dinaa ñëw participer ci émission bi joxe sama xalaat ci wàllu sociologie nu ñu mën a jàngatee ni ñuy toppatoowee Covid-19 ci Sénégal maa ngi la ci sargal parce que lu xat la mais xam naa sa engagement ci réew mi moo tax ak tamit xam naa war ma boo am ci sama diggante ak yow ba tax nga ne di nga ñëw ci émission maa ngi la ci sargal baax a baax di la ci jaajëfal oustaz Zakaria ma bàyyi la nga nuyoo. alhamdulilahi ala ni'matil islam summa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim allahumma anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma kon mbokki Sénégal mbokki bitim réew ñuy topp ITV ci mboolem ay programme am rawatina programme bi di càmbar ci diine Oustaz Ahmad Mokhtar Kanté di ko def mu leen di nuyu di leen sargal di leen baal àq di leen baal wax di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm àdduna ak àllaaxira li ñu nar a waxtaanee mu nekk lu lëmbe àdduna tamit yàlla teg ko ci jàmm ak salaam di nuyu sama mbokk mii di docteur Alhaji Malick Sy bokk ak moom plateau bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo tax ñu ñuy gis di ñu dégg di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak qabul. gaaral bi. alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu ngi dellu di sant sunu borom subhanahu wa taala dellu si ak sunu gan yi ci waxtaan bi ci càmbar ci diine nga xam ne ñu ngi leen di fàttali mawduu bi thème mu émission tey bi mooy gestion Covid-19 le ras-le-bol des populations su ko defee ma tàmbali ni ñu koy defee ci émission bi toujours suñu invité du jour wala nga ne suñu expert du jour
muy sociologue bi docteur El Hadj Malick Sy dafa mel ni Covid 19 bi àddina bi yëpp la bett loo xam ni daf la bett ak loo xam ni bettu la bokkuñu àtte ndax di nga mën a defaru yéen ni ngeen ñu koy jàngalee mën a planifier mën a seet nooy doxalee réew mi ni nga ko bëgg a saytoo ak foo ko bëgg a jëmee waaye lu la bett mel na ni mën na indi ay jafe-jafe ci loolu yëpp waaye tamit warul tax nga ne yàcc daal ne nërmeelu naa léegi xamatuma lu may xew ba da nga war a jéem a taxaw jàkkaarloo ak loolu dafa mel ne loolu moo xew ci àddina bi yëpp dëkk bu nekk nag ni ngeen ñu koy faral di jàngale ak ay réalité na fa askan bi nekkee koom ba nam fa tëddee paj ma nam fa toll ak yooyu dafay bokk ci li nga xam ni day tax réew mu nekk ak mbirum na muy tëddee bu ko defee Sénégal bi ñu amee premier cas bi depuis mois de mars ñu am benn cas importé am doxandeem bu ñëwoon ci réew mi am feebar bi ñu tëj frontières yi ginnaaw ga président de la République Macky Sall def benn plan de résilience ne lii mooy mën a tax ñu mën a jàmmarloo ak feebar bi ñu voté ci 1000 milliards wax ne danañ ko jàppale koom-koom réew mi ci wàll yu bari mu am benn aide boo xam ne dañu ndimbal lay doon boo xam ne dañ koy yóbbu ci biir askan bi ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw wala ñi nga xam ni ñi ngi doon liggéey waaye li ñuy wax mesure restrictive maanaam li ñu leen tere ñu dem ci seen liggéey ndax couvre-feu bi ak yeneen gàllankoor tax na bu ñu nekkul woon sax ñoo xam ni ñu ñàkk lañu loolu day tax la doon ruus ci seen liggéey ñu ñàkk lépp wala ñu ñàkk ci lu am solo ñu ne kon nañ leen dimbali yóbbu ay ceeb ay diwlin ay pat et cetera loolu tamit mu nekk ay mesures yu gouvernement bi jëloon tere rassemblement public yi ñuy dajaloo ci ay mbooloo bu mën a doon moo xam affaire sport moo xam affaire art moo xam affaire ba ci jàkka yi ba ci église yi ñu ne nañ fa bañ a dajaloo mu am tam yeneen mesures yoo xam ne gouvernement bi jël na ko am ñu mu woo waxtaan ak ñoom parti politique yi ak ay personnalité loi d'habilitation ñu ne su fekkee léegi dañu bëgg a doxalee nañ doon doxalee saa su ne jaar assemblée nationale ak yooyu mën na yéex te lii dafay laaj léeg-léeg ñu jël ndogal bu gaaw appliqué ko ñu def loi d'habilitation def état d'urgence def couvre-feu loolu nit ñaa ngi koy dund ba fi ñu toll ni gouvernement bi am lu mu doon waxee ak nit ñi ñu koy tuddee communication gouvernementale loolu yëpp lañ bëgg a jàngat tey ba toll ci foo xam ni gouvernement bi tey am na ay fipp yu commencé am mu mel ne kon xëy na nit ñi nanguwuñu gouvernement bi yenn dogal yi bu loolu amee itam gouvernement bi nan la war a def ak ñoom ndax daf leen war a indi doole teg ne maa yore doole wala est-ce que danaan xaaral ma déglu leen seet nu muy def ak ñoom ba mesure bi gouvernement bi mujjee jël mooy wax ne léegi nañu ubbiwaat tukki yi diggante dëkk yi te dañ ko tëjoon ndax am na fépp yu fi am ak tamit couvre-feu bi am na ay xale yu génn sànni ay xeer wax ne sonn nañ ci couvre-feu bi ñii naan seen yoon new ci nii naan seen yoon a ngi ci su ko defee loolu yëpp nag la ñuy jàngat ko defee docteur El Hadj Malick Sy lii de façon générale balaa ñuy dugg ci tomb yi benn par benn yow mi nga xam ni sociologue nga kon diggante ñi yore kilifteef man damay moytu yenn saa yi du ñàkk oustaz Zakaria su ñëwee ci islam bi dana ci indi leeral damay moytu terme nguur parce que man nguuru daal dama xawuma ko jekk noonu nguur daal moo tax kilifteef daal laa moo ma gënal donc ñi yore kilifteef ak ñu yilif ci wàllu sociologie noo koy jàngatee ak lii xew Sénégal ci wàllu Covid 19 bi. jërëjëf imam pour ñëw si sa laaj damay njëkk a wax ci introduction bi nga def nee nga ni feebar bi dafa bette mën nañu nangu dans une certaine mesure ci benn fànn ni feebar bi dafa bette mais duñ ko mën a nangu tamit bu fekkee ni ñi ngi doon gis feebar bi di dox parce que am na fu mu dooree njëkkewul Chine la njëkkee njëkkewul Sénégal te Sénégal boo xoolee discours bu ñu njëkk a def wala communiqué bu ñu njëkk a def ñu ngi ko def février lañ ko def ni ñi ngi dégg nañu ni am na benn feebar bi mi ngi Chine te mi ngi commencé di law ci yenn dëkk yi loolu gouvernement février la gouvernement Sénégal def njëkk a addu ci mbir mi te boobu feebar bi ñu ngi koy dégg depuis boobu ñu ngi koy dégg ci Chine waaw ñu ngi koy dégg waaw ñu ngi koy dégg kon dafay wane ni foog naa boru décembre même bu ñu waxee waaw décembre la jógee la génn Chine kon 2 mois après lañ ciy doog a waaw mi ngi génn Chine léegi ba ñu waxee loolu kon jàpp nañ ni mbir mi ngi ñëw am na ay tànk mi ngi dox mais bu fekkee ni bettaange am na ci kon mën nañu jàpp ni kon ñun am na benn sàggante bu ci am tuuti
parce que xamoon nañu ni feebar bi mi ngi ñëw ci loolu laa bëggoon a introduire bala mooy dugg ci leneen. d'accord léegi boo jëlee maanaam askan bi fan yi li nga gis mooy fetteerlu bi am ñu war a wax ci nguur walla ñi nga xam ne ñoom ñoo yore responsabilité yi ñoom la yàlla dénk réew yan rapport la ñu war a am maanaam yan relation la ñu war a am ak ñi nga xam ne ñoom la ñu jiite. bu ñu jëlee ci wàllu sociologie dañuy wax naan ñi nga xamante ni ñooy jiite ñoom ñoo am li ñuy tuddee une légitimité ñooy am tamit légalité ñoom la ñu fal pour ñu war a jiite askan bi ci ay mbir. ñu am ay sañ-sañ. ñu am ay sañ-sañ sañ-sañ yooyu dafa war a dëppoog yow ñu nangul la ko da ngay am sañ-sañ ba pare ñu nangul la ko mais ñan ñoo la koy nangul mooy ñi ngay jiite. léegi bu fekkee ni yow nangul nañ la ay sañ-sañ ñi lay jiite wala ñi ngay jiite ñu nangul la ko dafa war a tamit dëppoog ñoom lu ñu bëgg. bu fekkee ni jël nga ay sañ-sañ boobu am na lu mu lay permettre nga def ko maanaam am na loo xamante ni moom la lay may pour nga mën ko def. bu fekkee ni nag askan wi li ngay def noonu gis na ci boppam dina jàpp ni yow lépp li nga xamante ni moom ngay jël moom war na ci gis boppam kon ci moom njariñam moo tax nga koy jël. léegi boo jëlee li nga xam ni moom la ñu gis te jëkkewul démb dañu jàpp ni démb la man maa ngi topp mbir mi depuis maa ngi topp mbir mi maa ngi ciy def ay gëstu mi ngi njëkkee boo day xool Tambacounda Tamba violence yi njëkk am ak li ñu manifestation yu njëkk am foofu la njëkkee. loolu kañ la woon. population bi war na mat jege léegi mu jege weer. jógoon nañu surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor jakarta yi jógoon nañu nga xam ni loolu boo xoolee jeunes yi ci lañ ëpp. jeunes yi ñu ci bari ci loolu la ñuy yëngu tey jii boo jëlee Sénégal jeunes yi ci ñu bari ci loolu la ñuy yëngu. léegi ba ñu jógee am na lu ñu taaloon am na lu ñu yàqoon ba gouverneur jóg préfet bi jóg ñoom ñëpp ñu jóg jàpp ni loolu mi ngi commencé un peu am benn ampleur. loolu lay boo ko jëlee ci wàllu jàngat dafa am loo xamante ni moom la waroon a permettre ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite. am na mbir mu am na ay dogal comme ni nga ko junjee sa laytaayu waxtaan bi ni am na ay dogal yi nga xam ne moom la nguur gi jëloon donte jàppoon nañu ni dogal yooyu war na permettre war na dimbali askan bi ci ñi nga xamante ni matuwaay yooyu jël nañ ko ñoom ñu mën a moytu feebar bi. waaw bokkoon na ci loolu. waaw parce que docteur boo seetee dogal yooyu. ñoom niñ ko layalee woon lépp daanaka moo doon nañ fexe ba feebar bi bañ a law. waaw nañu fexe ba feebar bi bañ a law parce que boo jàppee ni yow feebar bi feebar rek la dafa yem ci feebar maa ngi ko fi doon wax ci benn émission bu ñu ma fi invité woon ma ni leen feebar bi feebar la mais dafa am ay dimension sociale am dimension économique am dimension politique. kon benn décision boo jël sur le plan politique day engager aussi yeneen implication politique implication économique implication même sur le plan de la justice. kon yooyu dañ ko bàyyi xel. léegi askan bi bu fekkee yow jàpp nga ni boo xoolee maanaam ci décision yooyu bokk na ci li ñu doon gën a dégg toog leen seen kër. toog leen seen kër. restez chez vous. waaw toog leen seen kër est-ce que yow en tant que borom kër en tant que yow waajur nga am ay doom am ay waajur am ñi nga xamante ni ñoom ñoo gàllu sa ndodd est-ce que ñoom yow da ngay toog di leen xool da ngay toog sa kër toog di leen xool dafa am benn dimension morale boo xam ne mooy posé wu est-ce que man damay féttéerlu dem pour dundal sama njaboot wala damay d'accord ci nguur gi li mu wax ni moom la ñu jël bu ko defee man ma toog ci kër ga ñun ñëpp bu ñuy fan ñu fan. dafa am une dimension morale et une dimension éthique boo xamante ni dañ ci war a bàyyi xel léegi bu fekkee ni yow sas nañ la nga jiite nga war a jël ay décisions yooyu yëpp da nga ko war a bàyyi xel kon population yi boo leen jëlee askan bi ni ñuy jógee nii di wax ni doy na dafa doy kon jàngat boobu waroon nañ ko def ci lu teel a teel parce que mi ngi doon ñëw mais mën naa wax ni jàngatuñ ko woon jàngat bu leer nañ bi nga xam ne moo ñuy permettre ñu mën a éviter ko parce que boo nee feebar bi day rey d'accord feebar bi day rey waaye xiif tamit day rey léegi nag askan bi ci boppam ñoom ñu jàmbaarloog feebar bi moo gën a yomb ci ñoom ñu jàmbaarloog xiif
ñu ci bari te loolu waroon nañ ci bàyyi xel bu baax. léegi nag bu fekkee ni yow dañ la fal nga jiite da nga war a def tout ba nga xamante ni yow li ngay décider li ngay dogal mu mën a dëppoog tamit suñuy réalité. man di ma conception bi ma def wala lecture bi ma def dama gis lu bari ñun dañu bàyyi ñu xalaatal ñu wala ay nit xalaat ba pare ñu bëgg a jël ñi dañ koy appliquer. waxoon naa ci benn jotaay nii confinement bi ñuy tudd ni mënul nekk Sénégal am na tamit noonu la amee ni ay mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko te tamit mënul woon nekk Sénégal parce que loo jël lu ne dafa war a dëppoog maanaam askan bi nu mu bindoo ak ni mu tëddee. loolu mooy indi parfois li ñuy tuddee ay décisions yoo nga xam ne ay décisions impopulaires yoo xamante ni gars yi duñ ko nangu duñ ko accepter wala buñ ko nanguwoo sax si njëlbeen nga duñ ko mën a continuer ba mu jeex tàkk. kon réaction yi am ci fan yi te commencé maa ngi la koy wax depuis pratiquement 1 mois waroon nañ ko gis boo jëlee par exemple li nga xam ne moo xew Touba chauffeur si bañ dalee wax yàgg na de. waaw yàgg na du léegi yàgg na ñoo wax ni ñun mënatuñoo dem mënatuñoo dikk dañuy dem xëy bu ñu xëyee dem toog garage bu ñu toogee garage ñaar dërëm yu jëndee ndox sax duñ ko am. ba ma dégg sax ci presse bi. ñuy wax am na chauffeur yu commencé yelwaan. waaw man maa ngi ko Louga ak xaw ma fan. man maa ngi ko doon wax sama soxna maa ngi naan ko xoolal yii yëpp ñuy dégg mais nguur gi war na anticiper am lu mu def xam nga tey jii bu fekkee ni nguur gi am na mesure yu mu jëloon ni damay dimbali ci wàllu ceeb ci wàllu diwlin maanaam ci wàllu lekk ak naan askan bi te loolu gis nañu tey jii si jàngat bi ñu bari jotaguñ ci. donc yooyu yëpp day wane ni booy jël ay dogal yooyu dafa war a dëppook aussi li nga xamante ni moom mën nga ko def mais également askan bi tamit dinañ ko nangu ñi nga xam ne ñoom nga jiital. tabarkallah foog naa ubbi bu am solo le docteur El Hadj Malick Sy ubbi waxtaan bi wane bu baax ni kon ndeke kilifteef du lu yomb ndax da nga war a am xel war a mën a gàttandu war a mën a déglu ak xam jafe-jafe yi nga xam ni ndogal yi ngay jël mën na ko am jeexital ci population yi wane nga bu baax tamit que ni feebar bi feebar la mais nag du rek feebar bi la ñu waroon bàyyi xel waaye itam bàyyiwaale xel ñi nga xam ni ñooy askan bi bu ñu leen waxee toog leen seen kër restez chez vous la ñu doon suturlu di ci mën a dundal seen njaboot ñu ñàkk ko ba pare amul ndimbal bu ñëw kon loolu tamit day indi ay jafe-jafe ci wàllu ni ñu saytoo Covid 19 bi Oustaz Zakaria dama lay jox comme ni ñu koy defee d'habitude yow tam nga indi sa jàngat parce que dinañ sara après tomb yi benn par benn nga indi sa jàngat ci li nga dégg docteur El Hadj Malick Sy wax ko ci xam-xamu sociologie est-ce que yow da ngay gis ne loolu am na ci l'islam tamit looy gis ne noonu la war a demee wala ci jàngatu l'islam yow da nga gis ne nit ñi daal nañu toog déglu kilifa yi lu nu àddu ñu topp ko lu mu metti metti ñu muñ toog. jërëjëf Imam Ahmad Mokhtar Kanté ci tàmbali bu am solo bi docteur professeur El Hadj Malick Sy tim ñu ngi koy sant di ko gërëm si ni mu tàmbale xam nga ci l'islam nit dafa nekk ñaareelu jubluwaay nit ci li tax l'islam ñëw ngeen tuddee finalité yi gannaaw diine nit mooy ñaareelu jubluwaay bi ci lépp loo xam ne rek dinañ ko mën a sàmm aar ko wér-gu-yaramam lekkam naanam sécurité am dëkkuwaayam liggéeyam léppam bakkanam ñu sàmm ko ñu aar ko ci lépp loo xam ne lu ñu war a indi la xëcc ko pour loolu mën a ne ñu def ko yi nga xam ne day nekk ay gàllankoor yi nga xam ne day nekk ay jafe-jafe bu amee dina gàllankoor nit ca yooya ñu taxaw pour pousse ko mais ci organisation ni ñu organiser woo ñu ne nañu jël ay nit jiital leen fal leen parce que Yonent sallam nu ngi doon wax ci hadis ne yonent sahaaba yi bu ngeen demee ci dëkk te amul pouvoir amul ku yore dogal ku fa ne bu leen dugg ci dëkk boobu wala bu ngeen fa nekkoon te amul ku yore dogal génn leen dëkk boobu. Pourquoi? Parce que sinon anarchie moo fay am. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko xamee jàngate ko toujours li mu doon jëkk a yittewoo mooy nit ñi seen lépp comme ni ñu ko tuddee ak yeneen yu dul yooyu xoolal Aboubacar ni Siddiq bi ñu ko falee lan la jëkk a wax
mooy kuntu ahtarifu li iyaali wa aktasibu lahum, dama daan liggéey pour sama njaboot di fàggu pour ñoom al ana ahtarifu lakum, léegi yéen laay liggéeyal, c'est-à-dire yéen a ma fal pour ne mën naa jiite di politique bu rafet, wérgu yaram bi, dund bi, askan bi ni ñu war a nekkee ci ni mu gën a rafetee ñu nekkee noonu, lépp loo xam ne loolu ñu puusal leen ko, léegi yéen a ma jox loolu, yéen a ma jox boobu dogal, kon amal lu ngeen ma mën a jox fafridu li min bayti malikum, loo xam ne day doon sama salaire ci trésor public pour mu mën a taxawee loolu na ma ko war a taxawee. waaw parce que li ngeen ma sas daf may tere. voilà faggu ji loolu ma doon fag. donc kon léegi ñu yor dogal bi ñu yor ku leen ko jox, askan bi moo leen ko jox ci jiite, askan bi moo ko jox, moo taxaw ne mën na xiif mën naa fexe ba du fi am, mar am naa kàttan, am naa xalaat, am naa pexe yu may jaar ba du fi am, su fi amee am naa pexe, am naa xalaat yu may jaar ba teggi ko, njàng mi ñàkk a doxam am naa xalaat, am naa pexe, am naa tërëlin yuy tax mu dox, sécurité yooyu la wax discours nit ñi ne kon kii yaakaar nañ ni mën na loola par rapport ak ñeneen ñu dul moom ñu doon laaj loolu, doon wax loolu, ñu jox ko kon pouvoir bi mu am nit ñi ñoo ko jox. kon nit ñooñu ko jox loolu mu toog ñu joxal ko, defal ko yëpp faveur yëpp, sa dëkkuwaay ngi nii ñoo la ko yoreel, sa courant ngi nii ñoo la ko yoreel, sa ndox ngi nii ñoo la ko yoreel, sa téléphone ngi nii ñoo la ko yoreel, sa yére yi ngay sol sax ñoo la ko yoreel, sooy dem tali bi ñëpp nañu taxaw, yow rek nga dem pour dara bu mu tardé. donc kooku dafa war a veiller ak ñi muy jël pour ñu ànd ak moom si njëriñu ñii ak ci lépp loo xam ne da leen di puusal lor. kon moom li mu war a jàpp mooy moom employé la président de la république, employé la pour peuple bi. c'est ça, employé la parce que peuple bi ñoo ko élire, lu ñu ko mooy liggéeyal ñu fay la pour lépp lu ñuy indi njëriñ ak lu ñuy puusal lor comme ni ñu ko waxee. mbir mi bu mu commencé ni ko docteur waxee léegi Chine ñu ngi doon wax ne am na sénégalais 6 wala 7 sénégalais yu nekk fa comme ay étudiants ni ñu leen indi lan moo xewoon président dafa wax ni mënuñu leen indi, amuñu moyens yi. ñun ustaas yi ñu fatwa ne ñun saa salaam neen fu am mbas buñ fa jógee ñi fa nekk buñ fa jógee ñi nga xamante ne aussi voilà bu fekkee dugg voilà c'est ça ñu layal ko en même temps ci boobu jamono pays yu am doole yi ni ñëw leen Amérique ak ñeneen ñi ñëw leen parce que tey am nañ moyen ñu ñëw ñu def mettre leen en quarantaine xool leen ndax am nañ ko wala amuñu ko ba pare ñu mën a doog a dugg ci biir dëkk bi. ci jamono boobu Sénégal def loolu moom comme ni mu ko docteur waxee léegi mois de décembre la woon, février nañu doog a wax kon bu boobaa feebar baa ngi fa ñu ne feebar baa ngi commencé law mu benn dëkk la woon ci Chine mu ngi commencé tasaaroo ci biir Chine, léegi génn na Chine dem na Europe, duggagul Amérique nee na sax avion Europe yi bu ñu wàcc foofa la parce que bëggul feebar ba ñëw. mais ci jamono boobu ñun ñu ngi bàyyi frontières yi mu ngi ñëw. nit ñaa ngi ñëw parce que premier cas yi am yëpp cas importé la n'est-ce pas. moo ñu jógee feneen. c'est-à-dire yow am na loo doon bañ pour jëli ñële parce que mën nañ ko fee dugal mais bàyyi nga ni ngeen ñu ñëw ñoo xam ne ñoo ko fi dugal amul cohérence pour man. dem nañu benn temps tuuti affaire bi gën a xóot gën a sori xam nga restez chez vous ñële wax loola ñun duñu ñooñu ñoom duñu ñun seen situation ni ñuy dundee ak ñun du benn. cas bu néew am nañ tëj école yi nañ tëj jàkka yi léegi mesures yi ñu waroon jël commencement jëluñ ko parce que nañu tëj frontières yi pour cas yi bañ a am parce que balaa feebar bi di tasaaroo daf fiy dugg léegi nu ñu war a def ba feebar bañ fee dugg loolu nañu waroon jëkk toppatoo ba pare mais pas feebar bi dugg ba pare ñu ne léegi nañ leen xool nu ñuy tëjee frontière yi te fekk feebar bi dugg na ba pare. te bi feebar bi duggee ba pare tamit yan mesure la ñu war a jël ba mu gañ a bañ a tasaaroo xam nga masque yi après nañu jël décret ministère nañ sol masque mais loolu moo waroon jiitu c'est-à-dire nañu respecter mesures yi distance yi nañu war a def nañu war a def transport na dem ñële nañ dem nañ dund ak virus bi li ñu mujjee loolu nañu waroon continuer mais nañ jël mesures yi nii mais xam nga kii yore otoom nekk ci garage loolu lay dundee nga ne ko léegi da ngay wàññi nombre de places nombre de personnes yi ngay jël
te moom yokkaloo ko dara ca paas ba nga xam ne moom la waroon paas la koy gënal bu demee ñëw day perte parce que nombre de personnes ak la ma doon am amul lu muy jënde essence day toog lan la war a jëkk a jur mooy nit ñi seen liggéey si boppam commencé perturbé wu parce que dañuy bëgg a dem liggéey te duñu am oto te mesures yi ñu war a àndal c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy décision yi day mel ni duñ ko xalaat dañuy tëb rek jël benn affaire na këng su ko defee loolu lan lay jur après mooy nit ñi préparé wuñ leen si seen wàllu xalaat si seen wàllu doxalin ak seen ëllëg xoolal bi ñu waxee ni léegi nañ tëj diggante dëkk yi ni nga xamante ne mooy dem beek ñëw bi dañ jékki-jékki rek président def discours ne nañ ko tëj fekk am na ñu tukki seen liggéey fii la nekk mënatuñu ñëwaat am na ñu ñëw fii seen liggéey mu ngi nekk feneen mënuñu ñëwaat léegi ñu toog seen njaboot nekk fii ñële seen njaboot nekk fële ñu ne nañu tëj après lan nga doon dégg mooy ñu ngi jéem a jaar ci àll bi dañuy fay ay 25 000 francs wala 20 000 francs lu tax parce que mënuñoo ñàkk ñëw il faut ñu def ko ak affaire bi lu mu laaj préparé wuñu ne ñi tukki nañu préparé ñëw 1 semaine wala 2 semaines seen liggéey ñëwaat ci dañuy tëj frontière yi wandaan wala tëb rek brusquement def lu mel noonu sooy xool yu baree bari si ay décision noonu la demee xam nga nit nga koy xaarloo di ko waajloo ci musiba boo xam ne da nga ne day ñëw muy xaar loolu xaar bi mu koy xaar ci yàggee day xaddi même bu ñëwagul day xaddi ca loola parce que tellement que li mu toog di xaar loolu moo bari moo yàgg donc lii yëpp soo koy xool ci wàllu njàngat am nañu xel ñu ngi xool duñu ay sociologue mais ñu ngi si société bi am na lu ñu jàng am na lu ñu xam donc loolu soo koy topp benn par benn da ngay gis ni ci wàllu doxalin ci wàllu décision yi ak ni ñu koy jëlee ak ni muy brusquer toujours da ngay yëg ay frustration ci nit ñi ñu ngi koy wax mënuñ ci dara léegi nag bu yàggee lan lay jur mooy li mu jur nii léegi mooy mënatuñ ko te bu boobaa baaxul voilà parce que lu si bëri ñoom ñoo ko war a jàngat anticiper ko balaa loolu di ñëw ñu xool naka nañ ko mën a defee gisuma logique gu nañu def couvre-feu entre 20h ba 6h du matin ci lu jiitu nga xam ne sénégalais yi bu ñu demee balaa ñuy ñëwaat diggante bi gis nga commencement bi ni mu méttee nit ñi di tardé ñu am na ñoo xam ne du seen sago mais amuñu oto wala yéex na ñoo ñëw ñu jàppaleen dóor ak yu demee ni ki noonu nañ leen puusaat nañ ko commencé 21h mu jëm 5h du matin mais ba tey timit mu ngi am ay jafe-jafe parce que ñu si bëree bëri fu ñuy dëkk dafa sori transport bi am na problème naka nañu mën a àggee seen kër diggante bi mën na nekk loo xam ne lu jafe la donc yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ne yu doy waar la parce que nit ñi bëccëg nañuy yëngatu guddi dañuy dal may leen diggante bi ñu génnee seen kër 6 heures du matin wala 5 heures du matin ba 22 heures wala 23 heures tuuti nga xamante ne léegi manifestation yi am guddi wala lépp lu jëm ci wàllu rassemblement guddi ay night club yeeg yu demee ni ki noonu nañ ko arrêté bu boobaa amatul problème mais heure bi nit ñi di dem nañu dem heure bi ñu war a dal nga xam ni guddi la wala dellu si bi nar nekk lu am jafe-jafe nga xañ leen loolu aussi bu boobaa day nekk benn problème boo xam ne xam nga Tamba dafa tàng ku xam Tamba tuuti xam ni Tamba dafa tàng ñu ngi jamonoy tàngoor bu méttee métti te xam nga guddi gi léeg-léeg si nit ñi di génn di féexloog yu mel noonu moo tax gisoo ñoom ñoo jëkk réagir comme ni ko docteur waxee ci wàllu Jakarta ak yoon mais tàngoor bi aussi ak yu demee ni ki noonu mais loolu yëpp même boo ko joxul raison à 100% mais li ñu bëgg a wax rek mooy li ma jiital que l'islam li muy jàpp mooy yow président de la république kenn nga citoyen nga doo citoyen ordinaire doo bu simple yaay père de la nation yaay yaayu xeet bi yaay bàyyu xeet bi ndax yow la xeet bi tànn jiital la kon doo ku ne am nga cër boobale mais cër boobu nga xam ne xeet bi daf la ko jox da nga war a veiller aussi pour xeet bi di bàyyi xel ci xeet bi bàyyi xel xeet bi nga jiite mooy ban xeet décision yi ngay jël lan la war a jur ci ay njëriñ ak ay lor amul benn décision boo xam ne day nekk njëriñ en 100% mais fexeel ba mu nekk à 70% njëriñ 30% yi nit ñi nañ mën a comprendre bu boobaa mais ñoom bu ñu gisee ni décision bi li mu indi seen kaw 70% lor la 30% yi mooy njëriñ bu boobaa bu yàggee ñoom dañ naan mënatuñ ko parce que dañu gis ni lor bi moo gën a tegu suñu kaw ka njëriñ bi. tabarakallah kon oustaz nekkee yore réew yombul ni nga ko waxee sànq ma mën jox leen ma nekk yombul parce que buñ la joxee ak matuwaay yëpp nii tamit am na loo war a taxawee. te est-ce que tamit ci cadre boobu sax jàngale l'islam yi balaa ñuy dem régi ñëwaat ci chara bi xam nga foofu ci wàllu boo demee ci alquran boo demee tam ci hadis yi lu mel ne amaana lañ koy jàppee ci l'islam kon du nguuru moo tax may daw terme sax nguuru mais amaana lu xóot la ci l'islam kóllëre la du rek sa digganteeg nit ñi mais tam sa digganteeg yàlla yàlla ngi nag yaa ayyuhal lazina aamanu laa taxuunu llaha wa rasula wa taxuunu amaanaatikum wa antum taalamuun bu leen trahir yàlla
bu leen trahir yonent bi bu leen trahir yàlla bu leen trahir yonent bi mooy lan mooy li tax yàlla indi leen ci kaw suuf teg leen fi pour ngeen taxawal ci kaw justice ak dëgg bu leen trahir yoolu yonent bi sallam njàngaleem aussi bu leen ko trahir mais liñ leen jox comme ay kóllëre dénk leen ko bu leen trahir. te kóllëre yooyu nguur ci la bokk. moom moo ci jiitu. moo ci jiitu moo nekk ci bopp bi bu leen ko trahir te yéen xam ngeen ne li ngeen def trahison la waaw loolu mooy wa antum ta'lamun c'est-à-dire yéen a ngi koy trahir parce que li ngeen digge woon ak peuple bi du lii wóor na leen ni du lii li ngeen leen waxoon du lii bu ngeen leen waxoon lii duñ leen fal am na ñeneen ñu fi nekkoon wax lii faluñu leen parce que yéen a gën a yaakaar kon bu leen trahir yii te yéen xam ngeen ne li ngeen def trahison la. kon daal loolu mais loolu du affaire bu tuuti. du affaire bu tuuti. affaire bu rëy la moo tax ci wàllu l'islam ci nguur pour moo tax ñuy bañ sax nit laaj ko. voilà moo tax nit ñuy bañ nit laaj ko. lu tax parce que day mel dafa am ay intérêt yu ci lalu ci ginnaaw. donte loolu beneen masala la jamono ni mu tëddeeg yooyu ndax mën nañ koo laaj wala mënuñ ko laaj loolu beneen mbir la mais li mu bëgg a wax rek mooy nekkul woon pour nguuru ni ñu koy waxee mais responsabilité da ngay yëg ni responsabilité la nga yëg voilà loolu moom mooy li gën a rëy mooy yëg responsabilité bi tegu sa kaw loos. waaw parce que loolu man dafay bokk ci foog naa aaya yi gën a yéeme ci diggante kilifa yi ak ñu ñuy yilif inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha man ahliha boobu yaakaar naa ni lu doy war la lu doy war la c'est ça les ayants droit boobu ci tubaab ci français loolu kon dafay kon tegtal a ngi noonu ci alquran ci bonne gouvernance c'est ça contrat de confiance la mbir mi waaw contrat de confiance boobu da nga am obligation en tant que njiit nga respecté ko am nga Rousseau da doon wax ci contrat social naan le plus fort ne restera jamais assez fort tant qu'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir mais force boobu pour mu mën a nekk droit pour nit ñi mën ko nangu il faut nga ji leen ko bu fekkee ni yow askan bi jàpp nañu yëpp yow loo wax dëgg la après dinaa ci ñëw ci wàllu communication bi lépp li nga wax rek dëgg la doo leen trahir kon ñoom dinañ pare yow lépp loo leen digal wala lépp loo leen wax ni lii seen njariñ moo ci nekk ñu mën ko nangu mën ko accepter. tabarkalla ngeen may ma foofu ñu dellu régie ñëwaat nag ci chara bi comme ça ñu dugg ci tomb yi nag benn par benn. Sara. alhamdulilah rabbil alamin kon yaakaar naa jot nañu ubbi waxtaan bi jàngat ko ci wàllu sociologie diggante bi war a dox entre ñi nga xam ni ñoo jiite ñoo yilif ak ñi nga xam ni dañ leen a jiite les gouvernants et les gouvernés. Oustaz Zakaria tamit am na lu mu ci indi ci wàllu l'islam nu mu ko jàngalee ñu bañ a trahir loolu nga xam ni askan bi mi ngi koy xaar ci ñi nga xam ni rawatina ñoo ne jox leen ma kon foofu lañ ci tolloon ba dellu si waat nag léegi ci chara bi ñuy ñëwaat ci docteur El Hadj Malick Sy bàyyi ko mu continuer tomb bi mu commencé woon sànq ba cité ci Rousseau nga xam ni xam nañu ne boroom xam-xam la woon ci wàllu contrat maanaam li war a lëkkale maanaam ñi ñu yilif ak ñi nga xam ni dañ leen a jox ñu jiite ñu bàyyi ko mu eggali foofu ñu doog a ñëw ci yeneen tomb yi. waaw maa ngi doon wax léegi ci Rousseau nekk benn boroom xam-xam bi nga xamante ni tey jii ñëpp ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu politique dañuy jëfandikoo ay mbindam ndax solo gi mu am lii imam doon wax léegi ci contrat boobu ci confiance bi nga xamante ni kenn waru ko trahir Rousseau tamit boo xoolee moom da ci ñëwaat ni contrat social parce que dafa am li nga xam ne moom ngeen digaale bu ñu koy wax ci olof te nit ñi boo leen digaalee ku nekk dafa war a respecter li nga jël comme engagement ci loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite dañu am obligation pour askan bi dafa am obligation pour topp leen ci ay ndigal ñoom it ñu am obligation pour dogal li nga xam ne moo gën ci askan wi mais dogal yooyu pour ñu mën ko def il faut ñoom li ñuy jël comme dogal comme atte mu dëppook li nga xamante ni mooy lu nekk dëgg mooy li nga xamante ni moo tax ñu fal leen moo tax bu fekkee ni yaa ngi jàng mbir mi ci rek en terme de responsabilité yooyu il faut nga bàyyi ci xel parce que boo jëlee suñu société yi nu mu tëddoo maa ngi koy junju sànq dafa am ci loo xamante ni dañ ci war a bàyyi xel bu baax mooy suñu askan donte ñi ngi wax feebar bi day rey mais am na lu ñu tuddee ñun la mort sociale xam nga ñun ñi ngi wax mort biologique dafa am mais am na loo xamante ni ci askan bi mort sociale
maanaam dee bi nga xamante ni yow sa ruu du dem de mais yow daanaka tekki woo dara xam nga olof bu la nee tekki woo dara rek daanaka xas munu ko gën a kawe parce que dafay wane ni yow daanaka yow ni nga sa dund ci kaw suuf daanaka amul njariñ ci loolu xam nga bu fekkee ni yow sa dund ci kaw suuf da nga war a tekki da nga war a am njariñ dafay wane ni yow it comme boo nekkee ci suuf da nga war a mën a liggéey war a mën a ñàkk jariñ ci contrat boobu yow da nga digganteeloo ñi nga xamante ni ñoom nga yilif comme ñoom seen kër ñi ñu yilif maanaam seen njaboot ñu digaaleeg ñoom ni ñoom ñoo leen war a jox añ ñoo leen war a jox reer ñoo leen war a jox ndékki léegi bu fekkee ni yow da nga jël décision boo xamante ni en tant que njiit décision bi nga xamante ni ñoom du leen may ñoom obligation yooyu nga xam ne obligation sociale la mais obligation morale la ak éthique duñ ko mën a matale kon yaa ngi indi benn contradiction ci say li ngay jël ci ay mesures kon yooyu dimension boobu pour man dañ ko fàtte ci mesure moo tax tey jii booy jël ci wàllu gouvernance yooyu dañ ko war a bàyyi xel bu baax ni est-ce que ñun mesures yu ñuy jël dëppoo nag suñu réalité est-ce que dëppoo nag bëgg-bëgg askan bi ci li nga xamante ni ñoom moo gàllu seen mbagg ba pare ñoom ñu nga xam ne ñoom loolu mënu leen wàcc ba li nit ñi di faral di wax daal ñu moytu tëju ci ay bureau di dogal bañ a bàyyi xel wala boog bañ ko bàyyi xel na mu waree réalité yi nga xam ni moom la nit ñi di dund te ñoom ñuy dogal ci seen kaw. te bu ñu xasee ba dogal rek indil nañ ñooñu jafe-jafe parce que dañ naan léegi loi bi lii la wax. bul dem fii boo fa bëggee dem sax doole ñëw. Am na sax ñu dóor ci mbedd yi. am na sax ay kilifa yu ñu bousculer naan leen waroo dem fi extra kon mooy li nga wax ni war nañ toujours bu ñuy décider ci bureau yi. décision boobu na tolloo ak ñu natt bu baax décision boobu bu ñu ko wàccee ci nit ñi est-ce que du leen indil ay jafe-jafe ba ñuy fipp daal. tey jii boo toppee ci wàllu gouvernance am na ay doxalin yu bees yi nga xamante ni ñi nekk ci société civile xam nañu li may wax mooy li ñuy tuddee la gouvernance participative ci gouvernance participative boobu moom dañ la ciy wax budget élaboration de budget participatif maanaam yow lépp looy def askan bi ci boppam da ci war a gis boppam da ci war a sóobu bu ko defee loolu boo koy dogal di ko teg ci kaw moom mu xam ne moom ci ñi ko doon dogal moom ci la bokk yow da nga jël rek décision pour ñoom ñëpp li nga xam ne d'accord nañ ci yow nga war ko mën a wàcce ci suuf kon loolu il faut ñu bàyyi ci xel loolu boo jëlee tey jii ci wàllu gouvernance nekk na yu bees yoo xamante ni moom la nit ñi comme société civile ak yenn organisation yi bëgg a lawal mais tey jii suñu nguur yi côté boobu dañ ci sooxe bu baax moo tax tey jii yenn jafe-jafe yi tamit ñu koy am mu am un peu benn écart bu ngand bu rëy benn boo xamante ni kamb la bu xóot entre ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf moo tax parfois mu am ay contradiction du am ay xëccoo yoo xamante ni waroon na mën ñàkk bu fekkoon ni tàllal nañ leen nopp ba pare boole leen ci li nga xamante ni ci wàllu gouvernance ñoom dañ ci war a bokk. tabaarkalla dinañ ci ñëwaat kon léegi Oustaz Zakaria li ñu wax léegi jot ko junju ci kon kóllëre boobu digaale boobu docteur wax diggante ñi yore nguur gi ñi yore kilifteef bi ak ñi ñu yilif kon ndeke lu diis la ci lislaam boo xam ni kon sunu borom subhanahu wa taala da koy laaj ñi nga xam ni ñoo yore kilifteef yowmal qiyaama su ma juumul ku mel ne Abu Dhar ba mu bëggee loolu am na lu ko yéen sa salam wax bëgg naa nga dellu si tam ci loolu pour nit ñi gën a xam ne kon ndeke loolu soo ko yoree am na lu la ciy fekk ci ay laaj moom li mu wax sànq ci gouvernance lu ñuy wax reddition de compte léegi loolu dafa xew maanaam tey boo yoree dara da nga war a wax lu leer nit ñi ni nga ko yoree foo ci toll alal bi ñu la ci joxoon noo ko dépensé et cetera est-ce que loolu lu bees la wala kon est-ce que mu ngi woon ci jàngale l'islam loolu nga yóbbaale ko beneen bi tamit mooy dafa am saa su ne ñaari yonent yoo xam ni am na ñeneen mais ñoom surtout ci wàllu contrat diggee dara ak taxaw pour def ko dañu gën a feeñ ci wàll boobu ci alquran mu yonent yàlla Yusufa ak yonent yàlla Moussa loolu tam loo ñu ci mën a baaxee waale tamit rek ñu xamaale ko bu ko defee ñi mel ni man bañ a foog ni kon islam julli leen woor leen rek la jàngale ndekete yoo diggante kilifa ak ñi ñu yilif ndeke l'islam wax na ci lu ay jàngale yu am solo daal. waaw jërëjëf surtout docteur al li mu wax imam Ahmad Mokhtar Kanté xam nga li mu doon wax nii su gouvernance participative mu ngoog
xam nga bi muy wax maa ngi xalaat Zul Qarnayni c'est-à-dire Zul Qarnayni bu mu ñëwee lan la wax inna lan lañ ko wax qalu ya Zal Qarnayn inna ya'juuja wa ma'juuja mufsiduuna fil ard fa hal naj'alu laka xarjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda qaala ma makkanni fihi rabbi xayr mais participer leen fa a'inuni bi quwwa c'est-à-dire problème a ngi nii situation ngi nii boo xam ne amuñu sécurité ndax Ya'juuj wa Ma'juuj dañuy ñëw di yàq waaw problème sécurité moo posé wu léegi man am naa xam-xam bi am naa xalaat bi mën naa tabax te comme am aussi am naa ko mais il faut ngeen participer yéen ci li ma war a def mooy ngeen jël seen doole def ko ci su ko defee ñu mën a def loo xam ne ñun ñëpp dinañu amal njëriñ. ngeen nekk ay ouvrier ci li may tabax. c'est ça mooy léegi ñoom dañoo yëg seen bopp ne ñoom dañoo bokk dañoo participer lii kii bëgg a jëm ak ñoom lu leen amal njëriñ la lu leen di xëccal njëriñ la lu leen di puusal lor la ñoom gis nañu seen bopp ca loola. woo na leen ca loola et puis taxawul à l'écart di leen seetaan dafa bokk ak ñoom loola. te tamit ñoom ñoo exprimer besoin. c'est ça. que ñoom ñoo ko ne dañoo soxla sécurité parce que dafa am ñu ëpp doole. voilà mu ko xam nga tey gouverneur comme ni ñu ko wax tey ki nga xamante ne moo la fal mooy daf la bëgg a wax ni man soxla naa lii ak lii ak lii ak loolu nga xam ne moom nga wax comme li mu wax noonu kon d'accord naa comme que soxla nga ko léegi nañu tëral lii su ko defee man ak yéen ñu bokk def loola ñoom ñu gis seen bopp ca loolu bu boobaa loo leen woo rek dañuy dem jëm ca parce que dañuy gis seen bopp ci loolu. te dañuy nangu def ay sacrifices. dañuy nangu def ay sacrifices parce que xam nañ ne lii seen njëriñ la loolu benn la soo ko jëlee ci l'islam xam nga ñun suñu problème mooy docteur El Hadji Malick Sy nga baal ma mooy méthode Machiavel ci wàllu politique c'est-à-dire dañu dem ba nga xamante ne même bu fekkente ne yow yaa ngi nekk politicien mais di delluwaat ci yeneen référence surtout ci l'islam léegi ñu taxé la leneen ne yow nangam ak nangam la te moom mi gëm kële ne les fins justifient les moyens foo jaar ba mën a am li nga bëgg rek jumtukaay boo jëfandikoo baax na parce que sa jubluwaay lii la kon naa wax lu dul dëgg man waxtu bi may wax naan fal leen ma wóor na ma ni li may wax du dëgg parewu ma pour loolu mais nag naa waxee nii parce que nii ngay waxee ak ñoom pour li nga bëgg ñu jox la ko bu dee dafa jar rey nit nañ ko rey bu dee dafa jar tëj nit nañ ko tëj yow yaa gis ni garaaw na mais garaawul parce que pour man sama jubluwaay lii la jumtukaay bi mooy tax ma àgg ca kon jumtukaay bu may jëfandikoo pour àgg ca baax na mais loolu nitee di la njaay àlle la ñàkk xel la. jaamu nguur la quoi. mais c'est-à-dire mooy nit ci boppam moo fi nekkatul nitee. nguur dafa fi nekk xërëm booy parce que non animosité moo fi nekk parce que instinct animal ci wàllu bëgg pouvoir moo la yóbbu ba nga xam ne yow léegi lu jëm ci wàllu nit ak nit ak nu ñu war a fonkee nit ñu war a terale nit nu ñu war a waale nit gisatoo loolu mais li nga gis rek mooy pouvoir bi nan laa ciy àggee ak ma ci àggee naka laa koy téye ñoom sionistes yi loolu la ñuy wax nee na discours bi ngay def pour àgg ci pouvoir soo ko bëggee tenir boo toogee ci chaise bi doo dem il faut nga changer discours bi lii laa bëgg pour ngeen jox ma ko nga àgg fa nee na boo toogee boo continuer même discours bu doo fa toog doo yàgg il faut nga changer ko parce que lii di dëggu lii di kóllute lii di mandute àndul ak politique ci dara kuy jàpp loola kooku mooy politique boo xam ne politicien boo xam ne xamul lan mooy politique c'est-à-dire bu fekkee ne maanaam ci wàllu doxalin loolu nañuy gis si ñi ñuy jiite du tey ci lu yàgg ñi fi jiite ñëpp jàll booy xool ci wàllu tëralin ci wàllu gisin lool la donc l'islam du référence Omar ibn Khattab du référence Aboubacar Siddiq du référence Omar ibn Abdul Aziz du référence yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam du référence du ñu wala dellu Zul Qarnayn du référence Daoud du référence Youssouf du référence mais kan mooy référence Karl Marx mooy référence keneen ak keneen mooy référence Mao mooy référence am nga sañ-sañu tudd leen nga fier ci tudd bi nga leen di tudd ñu ne aka aay mais amuloo fierté pour tudd yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala Aboubacar wala Omar wala Ousmane wala keneen ku dul ñoom ci ñi nga xam ne noonu lañ doon gouverner. wala suñu gox yi fi Thierno Souleymane Baal. mu ngoog loolu problème la Thierno Souleymane Baal ak ni mu doxalee ci imam ya ak yu demee ni ki noonu ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk suñuy mag ñi xam nga toujours ñu naan suñu magu réew mi dañoo war a jàng suñu magu réew mi ku fi indi leneen lu dul loolu na ngeen ko jàpp toj leen kaabaabam ak yu demee ni ki noonu mais kii wax loolu est-ce que mu ngi référé wu ci magu réew mi par rapport ak éthique par rapport ak morale par rapport ak réew mi nu mu daan doxee li ñu xamoon ci cosaan wala dafa ñëw pour màbba loolu c'est-à-dire discours bi ak jëf ji est-ce que benn na est-ce que maanaam est-ce que nandoo na est-ce que méngoo na. oustaz
non doy na waar lu yéeme la c'est-à-dire que loolu li ko indi gis nga par exemple bu ñuy wax thème boobu daf ma intéressé particulièrement parce que dama faral di ci wax léeg-léeg ñu dóor ma ci ay cravaches et cetera mais loo xam ni la foog réew day toll foo xam ni moom day am yoo xam ni moom foog ñu teg ko sur la table waxtaane ko parce que njëriñu réew mi foofu la toll mais comme loolu nga wax xam nga ñiy wax loolu par exemple naan mag ñi li ñu wax nangam ak nangam fi ñu juumee mooy ni loolu mag ñi wax nañ ci. ku mel ne Thierno Souleymane Baal jëfee na ko sax ba teg ay principe na ngeen ko jox ko am xam-xam bu mu tegu ci waasoo bu toolam yokkoo wala ay nagam ngeen folli loolu mooy enrichissement illicite ah kon loolu ci mag ñi la bokk aussi kon ñiy wax loolu xëy na dañoo gëstuwul loolu wala xëy na dafa am leneen lu leen tax di wax mais bu fekkee ni mag ñi rek la ñu bëgg fidèle maanaam topp leen wax nañ ci loolu yëpp am na tam lu ñu ci jëfe ak yenn mag yi nga xam ni yàlla mayu leen chance ñu exercer gouvernement comme ni ko Thierno Souleymane Baal kon boo jëmee wàllu gouvernement foofu ngay gën a jëm expérience mais Thierno Souleymane Baal ak ñoom ñëpp ñu ngi jàngee pire. c'est ça kon alquran moo leen jox yooyu gisin parce que surtout loolu ñu defaat la pël yi doon def ci seen jamono mais li tax ñu am rupture ak pël yi dañaa koy ak yooyu nga xam ne doole kese nguuru ceddo pël yi loolu moo fa amoon ñoom alquran moo tax ñu révolutionné nguur foofu kon loolu xëy na dañ ko war a jàngat te xam ne loolu ci lu ñu mag ñi bàyyil la bokk et que mag ñi bàyyi ñu rek wàcce kaamil ak nangam ak ay folklore yoo xam ne sax mag ñi defuñ ko woon ba pare ay nit nekk ci loolu ba pare naan mag ñi la ñuy topp te yooyu mag ñi bu ñëwoon fekk lañ ci sax ne leen yow lii laa jàngal ci daara ja kon loolu sax moom aussi beneen thème la dina mës a ñëw insha allah thème yooyu dina ñëwaat ci kii mais dama bëggoon kenn ku ci mës a accepter doxalin boo xam ne injustice la abadan amul kenn ku ko mës a accepter c'est-à-dire stratégie yi ñuy jëflanteeg moom moo wute plan yi ni ñu tax pour jëflanteeg moom moo wute mais amul kenn ku ko mës a d'accord accepter croiser les bras bañ a delloo nit ñi ci loolu problème ak suñu patrimoine suñu patrimoine culturel au sens large xam-xam yi nga xam ni suñu mag ñi moom lañ fi bàyyi ak ñun naka lañ koy jëfandikoo tey jii boo jëlee maanaam ci El Hadj Malick Kifaayatu Raahibin ñan la doon wax ci ñan la doon dal tey jii kooku am na ñu bari buñ ko waxee bu ñu yëkkatee discours boobu ñu askana leen fenn alors que moom da doon wax ñi doon woote te jaaruñu ci yoon waaw lu ma ci wax ñu dóor ay cravache te loolu ma wax ñoom wax nañ sax lu gën a tàng ci wàllu par exemple dingat ñoo xam ne dañ doon tuddee woo sëriñ di taaxuraan di takk ay jabar yu leen neex et cetera boo demee Kifaaya da nga ko fay fekk ak feneen mais tey imam Kanté su ko waxee ñu ne voilà dafa contre mag ñi wala nang mooy wane ni kon loolu dañ ko war a seetaat ba teg ko ci yoon ba pare xool tam ñan ñoo am intérêt ci jéem a jaxase loolu il faut ñu xam ñan la bu ko defee ñu teg leen de côté pour julli di xam dëgg tuuraas bi héritage islamique boobu dëgg lan la ak richesse bi gi nekk mën ko jëriñoo et en particulier gouvernance ni ñu yoree réew xam nga colon yi bi ñu ñëwee la ñu dàq sunu maam yi ñii ñu faat leen ñu génne leen dëkk bi ñii ñu ne leen toog leen fële seen daara pour que espace public bi li ñuy wax espace public bi tey fi ñuy dogalee lépp ak loi yi ñu ne leen seen yoon newu ci léegi nag su ngeen soxlaa dara mën nañu indi ay ceeb ay diwlin mu dem ba am yenn sëriñ yoo xam dañ leen tàmmal loolu bañ jàpp ne seen digganteeg réew mi mooy rek xaar gouvernement bi indil leen dara gouvernement bi nag même bu voté benn loi buy daganal góor jigéen wala nangam ñu ne loolu suñu yoon nekk ci waa Dakar la te loolu après mooy yàq njaboot bi yàq lépp ba benn imam bu taxawee xutba daal ne bu fi kenn def affaire góor jigéen benn loi ñëw duma ko yóbbu ko kaso tëj parce que loi boobu ñoo bàyyi mu jàll te loi boobu day régir penc mi kon yooyu yëpp day indi ay jafe-jafe mais oustaz ba tey bàyyiwuma la ci ba tey joxaat nañu tuuti matière rek balaa may ñëwaat ci docteur ci xam nga sànq dama la tuddal ma ne la par exemple am na culture waaw c'est sûr waaw léegi te loolu lu ñuy rafetlu la léegi ci moo tax souvent ñiy wax naan l'islam bi dafa bloqué Sénégal xoolal caaxaan bëri na mel ne ça dépend ci côté bi ngeen koy xoolee rek waaw parce que man su ma xoolee tey yenn jeunes musulmans yi jeunes cadres góor ak jigéen tey jii ni ñu bëggee l'islam di ko gëstu di ko dundee di ko jikkoo ko xool côté boobu di nga xam ne islam a ngi progressé bu njëkk ba boo xasee ba dem université et cetera mais lu jëm ci l'islam complexe lay doon ci yow doo bëgg sax ñu fekk la ngay julli jigéen mi jupe ngay sol et cetera tey ji ay cadre tey ji ci réew mi yoo xam ne ñu ngi ci ay poste de responsabilité kenn xamul sol seen voile ñëpp di leen gis fii ki télé yi ñu gérer ko di def seen liggéey et cetera kon loolu tam aussi sax beneen thème la mais gis nga oustaz bàyyiwuma la ba tey ci sànq dama la wax ni ku mel ni xoolal yonent yàlla Moussa am na ak yonent yàlla Youssoufa yonent yàlla Moussa contrat boobu ngay wax jot na signé parce que yonent yàlla Moussa recruter nañ ko ci cadre benn contrat dañ ko auditionné suivre ko topp ko enquête ko
après papa ji enquête de moralité. cas de moralité mais jeex na tàkk mais amul lu gën a civilisé loolu c'est-à-dire termes yi mooy changé rek parce que papa ji am na information ci moom mooy kii nu ñu koy waxee kii de mœurs dañuy def enquête boo xam doo ko yëg papa ji xamu ko mais la ko doom ji jigéen ji wax te comme yar na doomu bu jigéen xam na ne doomu jigéen du fen te tam xam na ne doomu bu jigéen du dugal saay-saay ci kër gi kon oustaz loolu looñ ciy wax aussi ak yonte yàlla Yuusuf bu ne jox leen ma ndax tolluwaayam moo taxoon ak fa réew mu tolloon mais ba mu ne jox leen ma est-ce que daf ne jox leen ma rek parce que maa fi na taaru wala damaa bokk ci banu Israël ak tamit Abu Zar ba mu demee ba mënatul muñ yi mu gis yonent bi di tabb ay kilifa ci gox yi mu ne yonent bi waaye itam yooyu ngay joxe lu tax doo ma ci jox am na fa waxtaan bu am solo yonent bi daf ko longu tàppal ko am lu mu ko wax may ñu tuuti matière foofu rek ñu doog a continuer. dëgg la xam nga comme ni ñu ko waxee li doomu góor gu baax googu yonent yàlla Suhayb ba wala du moom amul solo mais wax ji am na inna xayra man istajartal qawiyul amin ki gën ci ki ngay jël pour mu liggéeyal la mooy ki am kàttan mais ku wóor kàttan physique wér kàttan mën a supporter mais wóor ci liñ koy dénk mu mën ko téye mën ko saytu pourtant ci jaar-jaar bu ndaw bu gàtt ci la xale bi mën a seetlu kii ban façon nit la ba proposer papaam yaa abatista jir parce que papaam xamu ko moom moo ko xam jël ko pour mu liggéeyal la parce que ki gën ci ki ngay liggéeyloo mooy ki yore critères yi te yooyu mat na ci moom parce que jàngat bi mu ko jàngat loolu am na ci mais xam nga ñun tey suñu problème mooy bu ñuy fal docteur mooy docteur ak sa xam-xam nu mu mën a toll sa njub nu mu mën a toll sa wóor nu mu mën a toll ñi la wër xam la ak lu ñu mën a wax ci yow si Sénégal ni ñu miinee léegi ak li ñu yàgg a dégg mooy yow bu boobaa daanaka kenn du la faale lu tax parce que xamuñu la ci wàllu yàgg ci politique bi sa tur siwul torop ci politique bi nekkuloo koo xam ne da ngay génnee xaalis di ko pasare léegi yow mën nañ laa tuumaal sax ne def nga fale dara jël nga fale dara wala nangam ak nangam tey boo ne jox leen ma li gën a rëy loolu boo moytuwul ñooñu ñooy daw gaaw pour jox la ko mais sa melokaan yi nga mel balaa ngay agsi foofu duñ ko xool te l'islam dafay bàyyi xel ca loola moo tax bi mu ñëwee rek mu proposé ko kaay moom mu ko proposé kaay ma may la sama doom parce que ku mel noonu laay wër voilà kaay ma may la sama doom condition bi mooy nga liggéeyal ma nombre d'années yi su ko defee su matee boo ko paasee tamit loo ci teg kooku sa mbiru bopp la mu ne ko haza bayni wa baynak wallahu naqul wakilun ala ma naqul lii sama digganteeg yow la li yàlla nag moo dox suñu digganteeg loolu yàlla mooy ki ñu wér allahu akbar dimension verticale bi ñëw kon du rek contrat social parce que quelque part man est-ce que kon contrat alquran quelque part ma tooñ docteur mais dama lay bàyyi nga kon ne balaa may ñëwaat ci moom damay naan man damay assumer wax ne dimension verticale boobu alquran indi yokk na valeur ajoutée wala sax puissance contrat social bu Rousseau nga xam ni wóolante la rek diggante nit ak nit mais amul lu tiim nit lu tax nit ne xaaral ma jom ma def nangam parce que yàlla dina ma laaj loolu xam naa après dañ si ñëwaat xam nga enquête de moralité bi ñu doon wax léegi xam nga nit buy takk jabar sax tey docteur mi su doon wut soxnaam nag bu mu jàpp dara quoi wala bu wutaat soxna non wala non du ma si dugg léegi li mu bëgg a wax rek mooy enquête de moralité ki muy wut man xam naa ko moom am na lu ma xamul ci moom parce que peut-être étudiantam la moo ko yore moo nekk nangam ak nangam mais man la dëkkal man la xam maa ko gën a jege moom bu boobaa mën na ñëw laaj ma ci loo xam ne ndaw si sax du yëg lu xew lan la bu dee takka jabar laa bëgg a wax ku góor ki ku jigéen ki aussi même chose ki ko bëgg kon man tam suma soxla naa la laaj parce que comme xam naa ne am na ñooy encadré mu nga voilà naa la laaj non voilà non laaj ma ba ma laajee naa ko maanaam pour wane ci yu gën a kër bu ñuy fondé ñu teg ko ca loola pour ëllëg ku ciy dem ku ne xam fi muy jëm fan la ki muy àndal kan la ak naka la mel ci gis-gis ci xam-xam ba mu doy ko ca loola kon lu gën a rëy loolu taxatul ñuy wax loolu rek laa fa bëggoon wax. mais xoolal contrat bi oustaz. xoola lii ak lii la ñuy digaale. kon c'est transparent. c'est transparent moo tax ma ne yu bees yi ñuy wax fi yëpp nii tur bi la rek. mais c'est transparent mais léegi te pourtant léegi jullit yi ñooy teg seen tànk ci loolu nangu def lu transparent wul boo leen yeddee ci l'islam jullit yooyu seen bopp ñooy tourné ne la yaay kan. gënoo fi gëm yàlla nit ñi naam kon loolu problème la kon am nañu crise par rapport ak suñu référence yi. waaw surtout discours bi. et que ñu bëri ñuy jalgati turu jullit la ñuy yor nekk au plus haut niveau de l'état am sëriñ di màggal di dem fu ne di aj màkk di def ay umra ay yoon sax boo dañee ñoom ci dëkk bi ñu naan la j'ai fait 3 fois la umra et cetera oui je fais souvent le Maroc et cetera à Fès ñoom nga ajjuma ñu daj baxa ba pare ñooñu yooyu islam wax ci contrat
nga gis leen ñu sàggane ko loolu wala di ci def leen neex corruption beeg yooyu yëpp noonu xam nga loolu kon war nañ koo jàngataat te war na mën a neex a saafara parce que dañ leen di delloo ci référence yoo xam ne waruñu mën a wax ne lii lu ñu bett la parce que ñu ngi jël ay référence tey jii mën nañ jël ay tubaab fay leen xaalis bu bari pour ñu ñëw defal ñu ay séminaire ci bonne gouvernance te ñu jàpp ne réew mi da ko soxla mais tey jii est-ce que ñooñu pare nañ tey pour woo ay imam ñu wax leen islam lu wax ci bonne gouvernance ñu non ustaas dañ compliqué ay intégriste lañ wala xaw ma ay nangam lañ xam nga kon am nañ crise comme ni nga wax sànq docteur ci wàll boobu mais ustaas xoolal tamit kii yonent yàlla Moussa contrat bi mu def mu leer ne ko soo ci bëggee dolli nga xam ni sax kon su amee leneen looy def benn surplus sax dañ ciy d'accord xam ne kon da nga ko cee dolli mais soo ko ci dolliwul du ma la reprocher dara parce que contrat bi fii la yem xoolal loolu c'est important mais xoolal yonent yàlla Moussa tamit enquête boobu ndaw si def ci moom mais am na benn jàngat moo ci defoon mais da ngay waar parce que yonent yàlla Moussa dafa sonn ñëw toog bi mu toogee mu gis ay jigéen ñu taxaw ne gis ay góor yu am kartan di nand kon man dama ko xool ma ne en fait lu mu njëkk a def mooy dafa observer benn déséquilibre Moussa loolu la njëkk a def dafa xool ñu am doole ak ñu néew doole mu ne xaaral ma jóg rétablir équilibre bi kooku koy jar naa jox réew. question de justice sociale. oui voilà kooku koy jar naa jox réew parce que non seulement newul sama yoon newu ci te léegi oustaz imam yi bëri na nañ seen yoon newu ci ñu ne imam kat dafa waane lu tax muy wax ci penc bi te yent yàlla Moussa ñëw sama bopp laa wax pour mu bañ parce que su ma waxee keneen léegi ñu ne ko waaw yent yàlla Moussa ñëw ne du ma seetaan xam nga mënoon na wax sax parce que yent yàlla sonn rek moo taxoon mu toog fa dafa ñëw sonn ne sama borom sonn naa dox naa ba sonn maa ngi ni xiif naa mar naa loo ma baaxee rek ma jël mu ne nii si gi gis benn situation mu ne attention lii xew ci penc bi mënoon na wax sama yoon newu ci mu ne non du ma seetaan mu ñëw non seulement seetaanul mais dafa ñëw laajte c'est important parce que boo laajtewul ba am la bonne information tam mën nga bëgg a jubbanti far nga juum parce que doo xam ku nekk la mu yeyoo ba mu laajee dafa laaj tam ñam war a laaj mooy jigéen ñi taxaw na li mais xoolal processus boobu lépp dafa tegu ci yoon ñooñu ne ko lii ak lii moo tax mu comprendre li indi déséquilibre bi yamul foofu de mu ne léegi man lan laa mën a def pour dimbali ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole mooy les populations vulnérables moo doon ñaari jigéen ñooñu mu ñëw comme dafa amoon kartan mu dimbali leen et cetera ndaw si bu mu bàyyee xel loolu bu mu demee ci Pape la ko nettali loolu c'est-à-dire que elle pouvait pas rester indifférente ci li Moussa def mais ñëwal ñu tam ci yonent yàlla Yusufa tamit moom laaj na nguur gi ci benn contexte mais tamit ci lan la ko basé wu parce que yonent yàlla ku taaru la ñuy gën di waxtaanee dafa taaru woon jigéen ñi xool ko ba d'accord mais loolu benn dimension la mais quand même wax dëgg yàlla du loolu mooy personnalité Yusufa bi nga xam ne dëgg-dëgg moom la ñu war a gën a retenir ci moom. li ñu war a gën a retenir ci moom bokk na ci fegu bu mu fegu c'est vrai ci tentation yi nga xamante ne amoon na ko kon njiit war na nekk ku fegu bokk na ci li ñu koy war a fale xool mu nekk koo xam ne ku fegu la ku jàpp boppam la. oustaz te jàpp boppam boobu daf ko lëkkale tamit ci ne du ma wor. voilà c'est ça. du ma wor ki ma sama njaatige. voilà ki ma jox confiance. ki ma jox du ma wor confiance indi ma ci biir këram. beneen bi aussi mooy fegu ci alal maanaam fegu ci jëmmam. bañ a def naka sudul noonu ak jigéen boo xam ne waru ko séq ak moom mais fegu aussi ci alalu askan wi voilà parce que jox leen ma alal bi ma téye ko parce que am naa xam-xam bi te mën naa garder inni hafizun alim donc mën naa téye alal xam naa gestion alal xam naa nu ñuy téye alal nu ñu koy saytoo mais aussi wóor naa pour mën koo téye donc alal kuñ koy dénk tamit loolu daf cee war a nekk mooy wóor boobu ak xam-xam bi pour mën ko saytu te loolu mooy li am parce que planification 15 ans yooyu mu def génne leen ci situation yi ñu nekkoon ci insécurité alimentaire bi ñu nekkoon voilà c'est ça loolu day wane li mu waxoon ci wàllu wóoraay bi ak xam-xam bi nga xamante ne moom la am kon li gën a fës sax après loolu la ni mu defee ba équilibre am après dund bi voilà si wàllu ni mu xalaatee ni mu saytoo ak yu demee ni ki noonu donc xam nga mooy li nga doon wax léegi xam nga ñun dañu tàmm discours yoo xamante ne yaatuwaayam xóotaayam tollowul ak discours bii nii parce que discours bi ngay tàmm mooy laab ndox mu laab tey laabal ndox mu laab te mënta laabal ndox mu laabul mënta laabal ak voilà yooyu nga xamante ne presque ci wàllu fiqh bi nga xamante ne lu gën a bëri état amul fuqaha yi ci li ñuy gën a wax
mooy wàllu ibaadaat lii bu amoon lii mooy atteem wàllu gouvernance ak naka nañ koy war a saytoo jamono bi nga xam ne xilaafa wala avant loolu problème am na léegi waxatuñ ci lu baree bari ba nga xam ni discours ak wàllu bind bi ñuy bind sax ci wàllu détail ci wàllu fiqh la jëm yoo xam ne yoon saa sallam bi muy jàngal waa ji julli jàngalu ko lu mat 5 minutes 3 minutes mën nga wax ne bu ko matee wala 2 minutes ñëw na taxaw allahu akbar këppal yoon saa sallam ne ko asalaamaaleykum kaay ni nga jullee kenn du jullee nii waa ji ñëwaat dem julliwaat mu ne ko non ni nga jullee baaxul mu demaat ñëwaat mu ne ko ni nga jullee baaxul mu ne ko nii rek laa mën a jullee naka nañu jullee mu ne ko boo taxawee taxawal ba jub nga wax allahu akbar jàngalu jàppandi ak yow alquran ruko ba dal siggi ba dal sujjóot ba dal sa julli yëpp defal noonu lu matul 5 minutes jàngal na ko lan mooy julli mais tey jàngal julli fii ngay teg sa loxo non fii nga ko war a teg fii bidaa la hadis bi wérul c'est-à-dire mbëkkante bi nekk ca loola mais suñu dund ak naka nañu war a dundee ak naka nañ ko war a saytoo ak naka nañu war a jox suñu koom ak ñen nañu war a jox ñu protéger ñu ak naka nañu war a jox lu jëm ci wàllu biti ak lépp loo xam ne dafa àddu suñu dund booy xool pour wàllu jàngat même pour nga delluwaat ci ay téere yu ci bind sax leeral ko par rapport yële ni mu leeree dafa nekk loo xam ne matière bi day faible la c'est ça moo tax discours bi il faut ñu bàyyiwaat ko xel parce que lu mel nii surtout si biir intellectuel comme ni ñu koy waxee mu nekk discours boo xam ne dafay ànd ak xam-xam day ànd ak rigueur day ànd ak mën koo argumenter ba nga xam ni day tas benn tasaaroo boo xamante ne dina mën a yemoo ak discours bële ba foo ko waxee nit ñi mën koo nangu mën koo accepter. tabaarkalla xam nga tey yaa ngi doon wax nga baal ma xam nga tey li xew ni ñu gérer problème Covid bi xam nga imaam yi bokkuñ ci. gannaaw sëriñ si bokkuñ ci. li tax ma wax loolu mooy la mooy dem nañ gis leen affaire bi nii la demee voilà bàyyi leen daje yi doon daje yu mel noonu. même loolu ba mu amee sax lan la kay ñii ne ñun d'accord nañu. ñeneen ne ñu ngi waxtaan suñu biir mais woowuñ leen wax ak ñoom non ñeneen ne ñu ngi waxtaan suñu biir. ñeneen ne ñu ngi waxtaan suñu biir c'est-à-dire bu boobaa ku nekk rek moom mooy xoolal boppam ban décision lay jël moom. maanaam même li nga xam ni sax imaam yee ko jagoo muy mbiru jàkka yi sax. ñoom ñi ko jagoo sax woowuñu leen ci. non loolu yëpp problème la. parce que problème gestion bi mooy comme ni nga ko waxee socialement. sooy xool te am na ñeneen ñu woo ci yeneen secteur ay artistes ay nangam. jàpp ne dañ leen war a woo parce que dañoo taxawee réew mi ci wàll boobu. te booy xool imaam yi taxawee jàkk yi ak culte bi. chaque jour ñu daje ak nit ñi 5 fois. ajuma mu nekk lu yaatu yow ay nit yu bëri dañuy jóge fu sori pour ñëw déglu sa xutba sa juma man noonu keneen noonu léegi bu fekkoon ne ànd am na nandoo am discours yi sax ñu jëm ko harmoniser mu nekk loo xam ne day jëm ci benn côté ñun population bi ak nit ñu wóoloo ak fi ñu teg ak nit ñuy déggalee bu boobaa mënoon naa gën a yombal ñoom seen politique ci loo xam ne population bi dañuy dem ca loola parce que nañ ne imam sangam nee na nangam imam sangam nee na nangam discours islamique bi nekk loo xam ne dafay jàll bu boobaa te discours boobu day nekk loo xam ne dafay équilibré nekkin bi nekk loo xam ne li ëpp njëriñ ci askan bi dañuy xool li nga xam dafa nekk lor maanaam bu ma askan bi gouvernement bi ñëpp dañoo dugg ci loolu mais dañuy jël seen décision ba noppi loolu aussi affaire bu ma metti la dañuy xalaat seen xalaat ba noppi ñëw ne yéen ñi jàngal islam kaay leen layalal ñu suñu xalaat bi lan la l'islam wax loolu lu jar a bàyyi xel mais c'est très grave c'est-à-dire kaay leen ñu xalaatandoo loolu du tey boo xoolee ci question yu bari xale ñu xalaatandoo mooy shura la islam wax kaay leen ñu waxtaan boo xoolee ci question yu bari boo jëlee imam yi noonu la presque mës a demee boo jëlee si wàllu li ñuy wax xarafal jigéen ñi waaw xam nga ñu fi doon wax benn moment naan argumentaire religieux waaw dañu kii ba pare ñu ne xaar leen ñu woor leen ngeen layal pour ñu tere ko pour ñu tere ko voilà loolu tam jàppante naa ci ay nit ci wàllu xam nga yooyu yëpp tamit c'est ay démarches la xam nga jiite dafay dox si war a dox si ñaari tànk planning familial tamit mooy voilà wàññi njur mi layal leen ko dafa war a doxee ñaari tànk benn tànk bi mooy légalité mooy mu nekk yoon beneen bi mooy légitimité mooy ñu nangul la mais nag suñu réew nu mu tëddee dafa am ñoo xam ne ñoom la ñu nangul gi waaw dafa am ñoo xam ne ñoom la ñu nangul boo jëlee ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu diine yëngu ci wàllu aada boo xoolee suñu réew nu mu tëddee nangul gi fa la ëppee doole mais bu fekkee ne yow da ngay jiite mais jiite bi ngay jiite xam nga ni yow yoon may na la nga jiite parce que fal nañ la mais paramètres yooyu il faut nga bàyyi ci xel pour li dogal yi ngay jël nit ñi war ko mën a nangu buñ ko nangoo ñu gis ci seen bopp buñ ci gisee seen bopp ñu mën a tax xar si seen tànk tubéy ba nga xam ne loolu dinañ ko mën a jëmmal kon loolu ci wàllu suñu réew nu mu tëddee. te loolu dafa mel ne ci Covid bi loolu xaw na manqué. maanaam dootuñu waaw.
bu baax sax tey waxtaan bu baax ak kilifa diine yi. ak imam yi ak communicateurs traditionnels yi ak délégué de quartier ñooñu nga xam ni. nit ñi dañuy faral di dem ci ñoom di leen jox seen soxla di leen déglu. kon loolu am na faiblesse. ci wàllu day ñëwaat ci wàllu communication gouvernement bi. xam nga sànq oustaz mi ngi koy wax léegi audience bi nga xam ni ak opportunité bi nga xam ni moom la imam yi am moom la kilifa diine yi am audience boobu dafa nekk audience bu am solo dañ leen di déglu koo xamante ni lu mu gàtt lu mu néew juróomi yoon di nga ko dajeek sa askan di wax ak ñoom. ci bés bi yooyu yëpp ay opportunité la ay occasion la yoo xamante ni ñun dañ ko am ba pare te mënuñu ko exploiter. démb gis ngeen li xew Touba ba sëriñ bi waxee sëriñ Mountakha ba mu waxee. ni képp ku ma déggal na nga toog. na nga xool ci sama jëmm ji. yëf yi sedd. yëf yi ñëpp toogaat. te bu doon police kese la gendarmerie ñu bëri mënoon nañ ci faatu. te loolu ci kaddu kese kaddu la ci kaddu lañ ko déggalee dogalam ñu respecté alors am na ñu nga xam ne ñu ngi geetaru taxaw fas yéen ak jàmmaarloog askan bi te askan bi déggul lu leen. kon yooyu yëpp ay jàngat la yoo xamante ni war nañ ko jàng am ci lecture bi nga xam ne mooy lecture bi gën a juste gën a jub. tabaarakallah mën koo jëfandikoo. c'est vrai kon gën a bàyyi xel askan bi mais tam comme ni nga ko waxee boo nee askan bi lu yaatu nga wax. mais askan bi ñan daf ci am ay jëmm. ñoo xam ni ñoom la askan bi may nopp. yoo xam ni ku am xel. intelligence ci wàllu politique. bëgg ko doxal ci suñu réew yi bu dee États-Unis wala Russie wala feneen ki am xel foofu xam nga ni foofu réew yooyu am na noo war a waxee ak yenn jëmm yi ak yenn nit yi pour mën cee génn fii tam suñu réew yi ñii di imaam yi sëriñ si ak yooyu dafa am chef coutumier yi. dégg nga dafa am nooy war a waxee ak ñoom soo bëggee sa politique dox dafa bokk ci intelligence politique mais jàmmarloo ak ñoom wala boddi leen kooku amul xel ci la politique moo koy def boo ko defee tamit di nga gaaw a bëgg a dellu si waat ci loolu te yenn saa yi mën na jafe parce que boo leen xasee ba boddi dellu si mën na xaw a jafe tuuti mais léegi docteur comme dañu nekk genre di évaluer ba tey gestion Covid 19 bi mooy li ñuy wax Covid 19 gestion Covid 19 le ras-le-bol des populations mais fi mu nekk nii quand même gouvernement bi def nañ benn plan de résilience wax nañ am na milliards 1000 milliards boo xam ne xëy na yow gisoo ko man gisuma ko mais ñoom nee nañ am na 1000 milliards bind nañ ko ci kayit dafa mel ni bu ñuy wax suñu budget 5000 milliards la kan suñu moo ko gis dañ naan ay kayit la ñu ngi di jënti di yem léegi def nañ quand même aide tamit wax nañ aide am na aide bi ñu bëri tam nee nañ ñun gisuñu ko yéex na et cetera mesure de restriction yi ñu def liggéeyu ñu bëri wàññeeku na wala sax taxaw ba tey ji am na ñoo xam ne dañu naan sax fu mu nekk nii créé nañ ndóol bu bees de nouveau peuple maanaam ñoo xam ni ndóoluñu woon ñu nga doon liggéey waaye li ñu leen teree ñu dem seen liggéey moo tax ñu ndóol léegi dama bëgg ñuy waat ci loolu ba tey ji fipp yi mu ci am kon nag léegi lan moo sooxe ci wàllu boobu gouvernement bi plan de résilience boobu la appliqué wul aide yi moo eggul fi mu war a egg wala dañu xawoon soobantal lool nit ñi la ñuy soxla di ko dundee ñu ne leen restez chez vous te teguñ fa leneen lu leen di may ñu mën a am lool. xam nga plan de résilience boobu ni ñu ko tëggee moo jaarul yoon lu tax ma ne ni ñu ko tëggee moo jaarul yoon sànq wax naa fii ba junj gouvernance inclusive même bu fekkee ni urgence day laaj mu gaaw. mais am na loo xamante ni ak lu urgence am nga possibilité pàcc bu nekk mu am ñoo fa jël ñu xalaat tey jii boo jëlee ci wàllu dund bi du ma expert ci côté boobu mais jël ceeb ak diw jëlee ko Dakar di ko yóbbu ba Ziguinchor alors que am na ñi nga xamante ni ña ngay jaay ceeb ña ngay jaay diw Ziguinchor foofu. nga mënoon dem jënd ko fa directement. te doo fay transport doo fay dara doo jël kiiwu état bi di ko yóbbu est-ce que loolu tamit waru woon mën nekk est-ce que tey jii jàpp nga ni yow ceeb ak diw ñëpp a koy kii est-ce que nga wàññi woon ko ba xool ñi nga xam ni peut-être duñ ci mën a jote nga nooy def ba ñu jot si yooyu yëpp ay réflexion la boo jëlee maanaam ci wàllu transport bi secteur du transport bi ak mbir mi nu mu dalee seen kaw xam nga tey jii boo dee wax transport rek nga jàpp ni chauffeur si kese la yaa ngi juum chauffeur si la ak ñi nga xamante ni ñoo aju ci liggéeyu chauffeur am na ñoo xam chauffeur bu liggéeyul du ñu liggéey. waaw am na ñoo xam ne bu ñu liggéeyul chauffeur bi du mën a. am na ñoo xam ne bu ñu liggéeyul tamit chauffeur du mën a taal oto xam nga yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xam ne boo koy jël nga war a bàyyi may nopp ñi nga xam ne ñoo sekk mbir mi parce que mbiru pencoo la mbir mi dañ ko war a pencoo
boo xamante loo xam ne boo ko jëlee dafa war a aju ci askan bi yëpp yooyu il faut ñu bàyyi ci xel tey ji boo jëlee ci wàllu dund bi xam nga damay wax naan bu fekkee ni yaa ngi bëgg a xettali ki nga xam ne dafa mar war a mu xiif te ci xettali boobu yow jàpp nga ni kii mi ngi nekk dans une situation de détresse te tey ji bu ñu la nee am na ñoo xam ne boobu ba léegi jotaguñu mbir mi yeggu fa. dëgg xam nga loolu lu am la ñoom sax. dàq nangu kon nekkatul aide d'urgence. xam nga nekkatul aide d'urgence. dictionnaire tubaab moom li mu tuddee urgence moom. waaw mooy lu ne kët ne jonn. lu gaaw mais ça fait presque un mois léegi. waaw mënul sotti ministre bi sax reconnaître na ni affaire bi am na ay lenteur. mënul sotti te yaa ngi toogloo nit ñi. waaw xam nga loolu tamit c'est dafa nekk. yaa ngi toogloo nit ñi 3 mois. waaw aide boo xam ne mën na leen dimbali xëy na 1 mois. te egseegul te egseegul y a un problème te egseegul problème am na. waaw te wax ko du affaire contre gouvernement wax dëgg la. waaw beneen bi mooy jël nga ay mesures tey ji boo jëlee ci wàllu mobilité waxuma ni waroon nañ ko jël wala waruñu ko jël mais il faut booy jël benn mesure tamit nga mesurer les conséquences tey ji ba ñuy wax naan tëj nañu dem beeg dikk bi ci dëkk yi. am na ñu bari sa dëkk yi ñu nekkoon fa la ñu tëju. dëgg la. amatul lu leen fa génn. man mën naa la jox misaal man am na koo xam ne dafa am fu ma féete woon ci benn liggéey boo xam ne moo ma ko doon liggéeyal. mi ngi noonu depuis boobu bu ma ko woowee téléphone mu ne ma maa ngi dëkk sàngam. mi ngi noonu am na ñoo xam seen njaboot dama sax mujj di lijjanti feneen. am na lu gën a garaaw am na ñoom seen njaboot. waaw dañoo xaw a sax dañ leen a xaw a teqaleeg seen njaboot. dëgg la dëgg la parce que fa ñu nekk mënuñu fa dëgg la dëgg la waaw. mënuñu fa jóge xam nga yooyu dafa nekk ay mesures yoo xam ni boo koy jëlee il faut tamit nga am noo ko xalaatale am na tey jii ñi nga xam ni war nañu dem ci dëkk yi bay am na ñoo xam ne dañuy liggéey si bu ñu nooraani bu nawet bi jubsee la ñu amoon ñu daat ci wut jiw yóbbu ko seen dëkk pour mën ci waajal nawet bi am na ñu bari ñoo xamante ne du jeex bureau enseignant yi du jeex waaw bureau enseignant bi dinaa ci ñëw dugalaale ko ci benn yoon dugalaale ko ci bureau enseignant yi tey ji boo jëlee ñoom ñëpp ñi nga wax naan tey ji door bi ñu wala ni ñu waroon tijjiwaat école bi dañ leen ko imposer. am na problème bu rëy sax dañ leen ko imposer boo xoolee maanaam ci wàllu enseignant bi leen dajalee noonu alors que ñi nga xam ni jàpp nañu ñoom ñoo war a sol xam-xam ñoo war a sol xam-xam askan wi ba nga xam ni dinañ xam fu ñuy teg seen tànk nga jël leen dajale leen te si ñoom am na ñoo xamante ni amoon nañu seen oto bopp waroon mën a demal seen bopp mënul woon nekk waruñu tasaare woon kii wax ne yéen fii chauffeur si déedéet am na beneen implication boo xam ne jàngat bu nañ ko def chauffeur si nga xam ne toogloo nañ leen benn moment mënuñu liggéey est-ce que moment boobu tamit nekkul woon occasion ñu xool lu ñu leen ci organiser ñi leen yéen yóbbu leen ñii yéen yóbbu leen ñii yéen yóbbu leen ñii. ñoom wax nañ ko sax. waaw nga xam ni loolu. dégg naa ko si ñoom. loolu il faut nga am benn intelligence. bi ngay wax intelligence de la situation intelligence de la situation xam nga yëpp day créer c'est une constellation de frustration yu dajaloo. nga xam ni nekkatul chauffeur bi kese baykat bi mi ngi ci jàngalekat bi mi ngi ci kon ñoom ñëpp dañuy dem ba jàpp ni tey jii dañu yor nguur mais dañu am ñu jiite mais ñu jiite daanaka ñoom amuñu lecture jàngat bi ñu war a jàngat maanaam ci mbir mi lu mu am. moo tax tey jii booy xool dañuy gis ni ci wàllu ndimbal boobu aide d'urgence boobu. waratuñ sax mën a tuddee aide d'urgence parce que maanaam dafa sooxe boo jëlee Matam. aide bi de mi ngi bëgg boo jëlee Matam. en tout cas li Matam xaw ma ba xam li ñu yaakaar ñun ci feebar bi taxaw fi mu taxaw nii ba commencé wàcc niñ ko yaakaar ñun ñëpp bëgg ko. su demee noonu kon aide bi moom après Covid lay doon. mi ngi noonu. waaw dootul nekk aide Covid moom. boo jëlee dëkk bu mel ni Matam génn nañ démb xam nga barki démb génn nañ di wax ni. ñoom nit ñi séddalee mbir mi doyu leen dawul seen xel parce que niñ ko jox xaloon ñooñu rek génn ñoo xam ne c'est des milliers ay junni nit génn di ñaxtu ni ñoom liñ leen war a dimbalee ñoom jotuñu ko ñañ ko jox du ñoom ñoo ko yelloo. ma dolli la ci gouverneur kii xam nga su ma la waxoon benn waay moo ko wax. waaw mën nañu wax ne voilà. mais gouverneur Kaolack. gouverneur Kaolack xam nga mën nañu wax ne moo fa nekkal président de la République. bu ñu xoolee suñu constitution ni mu demee gouverneur. moom moo génn ñu ne ko lu tax joxe goo bu yàggul mu ne mënaguma joxe parce que ceeb rek laa jotagum te liñ ñu wax ñun mooy ceeb ak macaroni ak diwlin ak gel ak saabu nangam du ma dem ci nit ñi di leen jox ceeb kese ñu naan ma ana li ci des ma naan leen xaar leen ma dem te ñëw. gouverneur bi moo ko wax. mu ne lépp laay bloqué fii ba lépp ñëw kon am na problème. nga indi ceeb leneen di ñëwagul leneen. te ñooñu gagné nañ ay marché. ba wax ne mën nañ ko livrer. te kenn gisagu leen ba tey kon am na ay problème wax dëgg yàlla. jikko Youssoufa daal manqué na fi moom.
xafidun alim daal xaw na manqué parce que am na ay problème am na ay problème yu rëy beneen bi mooy xam nga bu ñu jëlee mesures yi dañuy wax ñëpp ñi nga xamante ni ñooy nekk ci ay entreprise di liggéey président jël benn dogal ni kenn amul ci période Covid bi ngay dàq kenn. waaw xam nga rafetlu woon nañ ko de waaw nii ñi nga xam ne ñoo leen doon liggéey fay leen au moins 70%. waaw mais booy wax lenn wala nga koy royee fenn. da ngay xam li ngay roy lan la. xam nga tubaab ya ko wax wala yenn dëkk tubaab ya ko wax. ñoom am nañu ay mécanismes yoo xam ne loolu mën nañ ko def. mën nañ ko contrôler te du am problème. yow tey ji bu fekkee ni man mii dama yor sama entreprise ay maçon ñoo may liggéeyal tey ji nee nga kenn du dem kenn du dikk man ci li may sukkandiku li may am ci mois bi ci loolu laay jël pour mën leen a fay mais liggéeyu ma nan laa leen di fayee. xam nga problème la ay incohérence la yoo xamante ni ci ay mesures moom la ñu jël nga bëgg ko sas nit ñi te nit ñi mënuñu koo gàllu seen loos parce que mënul nekk. ba ñooñu sax fipp nañ tamit. fipp nañ ñoom tam du jeex xëy na seen fipp comme ñoom ay patron lañ. waaw ñoom seen fipp du nekk ci mbedd yi di kii. mais fipp nañ ne mënuñ ko duñ ko def. oui te ñooñu benn fànn kese la. ñooñu ñoo gën a néew kenn dóor leen ay cravache. parce que ñooñu benn fànn kese la benn fànn la bu ñu tuddee ay patron lañ de kenn yónneewu leen ay policier dóor leen parce que ñooñu ay patron te bañ nañu pourtant dañu bañ li gouvernement bi wax mais xëy na man su ma ko bañoo ñu dóor ma cravache. benn fànn la rek la mooy ñi nga xam ne moom la ñu tuddee secteur formel ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci yeneen secteurs yi dafa liggéey ñooñu nga xam ni gisuñu lenn lu ñu teg seen kanam pour ñu mën a jàpp ni ñoom tey jii kon plan résilience bi am na problème en tout cas ne serait-ce que ci application bi. ci application bi dafa am ay problème yu bari te problème yu bari yooyu mi ngi aju ci niñ ko tënkee niñ ko sosee ba mu taxaw loolu moo indi jafe-jafe yi. tabarkallah te li ñu desee bariwul te sànq maa ngi ci doon waxtaan ak Massamba technicien bi produire émission bi xam nga d'habitude dañ doon am reportage di am tamit xalaatu penc mi li ñu doon tuddee ci yeneen plateau yi kii micro trottoir mais ni mu demee tey ak betteel bi moo tax mujj ci xaj moo tax ñu continuer suñu émission ñu amaat tuuti quelques minutes ay 5 minutes 7 minutes encore pour li nga wax daal man jàpp naa ne def nga benn genre évaluation mais ni ma ko gisee daal pour man yow toon boo doon noté gouvernement bi ci Covid 19 bi gis naa ni am na di nga ko may note bu faible parce que gis naa ni daal pour yow am na yu bëri yoo xam ni xaw nañ ci lajj et que quelque part war nañu dolli sant yàlla parce que dafa mel ni budul ndimbalu yàlla li tubaab di wax la grâce de Dieu xëy na budul woon loolu kon xëy na réew mi tey mën na toll fu metti daal parce que bu feebar bi law bi ñu ragaloon ak tamit mbiru tâtonnement yeeg erreur yi gouvernement bi def kon affaire bi mënoon na doy waar ci réew mënoon na nërmeelu parce que am réew yi ñu ëpp doole foofu fi mu nekk nii daanaka ñu ngi ci ay jafe-jafe ci seen wàllu yëpp te ñun suñu réew moo gën a néew doole kon war nañ ci dolli sant yàlla ci wàllu boobu léegi su ko defee oustaz Zakaria kon comme ni mu ko waxee problème yi am mooy kon xëy na est-ce que lu mel ne shura bi islam jàngale ñu war ko waxtaane penc mi loolu moo des wala gars yi seen ñàkk yittewoo réew mi mooy problème bi yow dëgg-dëgg daal nan nga jàngatee ci dernière minute yi ñu dese wàll boobu nga yóbbaale tamit pour yow tey après docteur muy mujjee parole bi lan lañ mën a jubbantiwaat parce que am nañ droit ñun ñëw taxaw daal ne warul doxee nii et cetera gouvernement bi tamit xëy na ñu ngi jéem a jubbanti pour yow tey fan lañ gis ne war nañ fa jubbanti bu ko defee affaire yi tane daal. bon li jiitu mooy jàpp naa ni gouvernement bi nañu gën a yëgaat seen responsabilité ci kanamu peuple bi nga xam ne ñoo leen fal mais ni yëg seen responsabilité ci kanamu borom bi subhanahu wa taala ëllëg que ni dañuy taxaw mu laaj leen kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kon bàyyi xel ca loola waqifuhum innahum mas'ulun nañu taxaw parce que dañ leen di laaj seeni responsabilité yu ñu leen joxoon naka nañ ko taxawee te ki leen di laaj moo leen gën a xam li mu leen di laaj lan la kon nañu taxawaat. kenn ku faatu ci Covid bi dinañ leen ko laaj kenn ku xiif ci Covid bi dinañ ko laaj kenn ku xoolal Omar ibn Khattab. man su ma doon président actuellement ma démissionné parce que nooy tontu ci laaj Omar ibn Khattab yëg responsabilité boobu moo taxoon mu naan man Omar mi jiite jullit ñi bu amoon benn berkelle mooy doomu fas ak mbaam. boo xam ne dafa tarxiis ca Iraq. mu ngi Médine ci capitale l'islam mu ngi Médine mu tarxiis parce que yoon bi baaxul latérite la kenn goudronné wu ko
mu gaañu man maay yore responsabilité mala boobu bàyyi ma boobu pourquoi mu tarxiis parce que yoon bi baaxul bàyyi ma kuy xalaat responsabilité am ci bàyyi ma yaakaar naa nit taxatul ñuy wax. Oustaz nga baal ma mais man dem naa ci benn réew tubaab boo xam ni autoroute yi ñuy def wala dañ fa defar fu mala yi war a mën a jaar parce que soo defee autoroute xam nga ñu ngi koy jooy fii dañuy def autoroute te duñ def passerelle te passerelle nga war a jiital pour nit ñi am fu ñu jaar xam nga fi mu nekk ay sac mbaaw pig yëpp dañ ko tëj. daanaka voilà xool nga loolu tam problème bu doy waar da nga naan ana suñu ingénieurs yi parce que loolu ñëpp xam nañ ne li ñu war a def mooy nit ñi fu ñu mën a jéggee d'abord nga doog a def mais boo defee ba fat ak autoroute yi sa yaram day daw man am na ay zones yu am foofu Rufisque ak Mbao sa yaram day daw mais ma dem ci benn dëkk tubaab boo gisee autoroute bi xaw ma ñaata des centaines de kilomètres ma am benn waay bu ma àndal ñuy dawal ba mu yàgg rek mu ralentir ma ne ko lan la mu ne ma non fii passage waaw xoolal foofu dañ ko def ay ñax def ko nii pour lan pour ñu bañ a glisser moo tax bi nga wax léegi Oumar pour mala yi bañ a glisser xoolal ñun suñu fas yi fii dañuy glisser di daanu ci tali bi fii ñu leen di dóor ay yar mais quand même am nañu ay problème doo wax àll bi soo génnee mais Ndakaaru rek tali yi donc loolu benn la xam nga koy xalaat bàyyi ma ci yoon bu muy jaar dundam taxatul ñuy wax kenn ci ñoom lan laan def mooy biir bi da daan yuuxu ngir xiif muy takk biir bi naan jooyal wala nga ñàkk a jooy xam nga yow sa jooy yitteelu ma balaa ngay suur day fekk jullit ñi suur ba pare mooy population balaa ngay suur yow day fekk ñu suur yoon saa salaam bu xiif doon am moom mooy jëkk xiif ak waa këram su suur di am moom ak waa këram ñooy mujjee suur. ndeysaan donc fii sama gars yi ñoom ñooy njëkk a suur. ah mais non li ñuy wax population bi xam nga lii dal ci population bi nañu séddale lii mais xam nga ñi ñu ko jox ñu yor loolu ñoom amuñu boobu problème ñu nekk ci loolu ñoom yëguñu ko. yëguñu ko loolu benn la beneen bi mooy nañu fexe ba umma bi nekk benn ànd bu ñu xaajalee nit ñi parce que ñoo bokk benn réew bi. ñoo bokk benn trottoir bi ñoo bokk benn drapeau bi ñoo bokk benn jubluwaay bi. ñëpp ay bokk nañu un peuple un but une foi. voilà c'est ça kon luy séparer nit ñi nañ ko éviter parce que loolu baaxul ci réew musiba lay indi ci réew ñoom nañ jox responsabilité ñu war a indi lépp loo xam ne day indi pour nit ñi mën a gën a jàppaloo gën a ànd. beneen bi mooy nañu respecter gis-gisu peuple bi ihtiraamu ra'yul umma wala ash-sha'b mooy nañu respecter parce que sha'b bi dañu am gis-gis dañu am xalaat. lan nañu gis nan nañu xalaatee nañ ko respecté nañ leen déglu. et pour respecter sax d'abord da nga leen di njëkk a déglu sax d'abord. voilà nañ leen déglu may leen ñu wax pour nga mën a. respecter li c'est ça bàyyi leen xel ca loola. beneen bi mooy ñoom bu ñu taxawee yii peuple bi aussi nañu nekk ñu responsable. kii deful li mu war a def du tax man la ma waroon a def ma ñàkk koo def. wala mu yóbbu ma ñàkk a def la ma waroon a def. mën nga ñaxtu mais bul yàq. bul yàq parce que dafa am loo xam ne dañ koy tuddee mumtalakaat amma ak mumtalakaat xaassa mumtalakaat amma mooy loo xam ne ñëpp ko bokk mooy bien public. hôpital bi ñëpp ko bokk. ambulance bi ñëpp ko bokk. loo mer bu ko toj loo mer bu ko toj parce que ñëpp ko bokk. soo ko tojee soo ko yàqee toj nga askan bi yëpp parce que askan bi yëpp ñoo ko bokk. armée itam nit faatu. yow moomoo ko nga ne buñ ko fi suul. mu ngoog kële nga xam ne moom nga mere wala ñële nga xam ne ñu ngi mere seeni kër am na ñu leen di garder sañoo faa laal doo fa laal dara. kon lii pour ñun la kon buñ ko yàq. beneen bi mooy moom la katala xaat mooy li nga xam ne nit yi ñoo ko moom individu yi mooy boutique bi mooy cantine bi mooy oto jàmbur bi mooy leneen kooku nit ko moo ko moom alalam la. kooku tooñu la defu la dara kon bul yàq yëfu jàmbur. booy ñaxtu maye nañ ko ci suñu constitution. ñaxtul li neexuma. gannaaw boo amee autorisation comme ni ñu koy faral di waxee. wane nangam ak nangam ñu may leen loolu parce que loolu dafa nekk yoon boo xam ne leen ko yoonalal. mais aussi nañu respecter li nga xamante ne moom moo nekk li ñu tëral bañ a yàq wane ni lii daal neexuñu parce que loolu mën na nekk yoon boo xam ne mën nañ ci amee li nga xam ne mën nañ bëgg. tabaarkalla amuñu ku ñuy àndal amuñu ku ñuy contre dëgg rek nañu àndal ak mandute. kon ci peuple bi dañ bokk suñu waxee dañu wax li nga xam ne moom la ñu observé moom la ñu gis communication bi xaw na des ni ñu ko gérer xaw na des par rapport ak li xew lii xew na lan moo tax mu xew loolu lañ doon jéem a jàngat benn par benn lii lenn rek la ci mais am na yeneen yu bëree bëri yoo xam ne ci la bokk mais temps bi fii la yem. Oustaz noonu la li ñuy wax ligne éditoriale ñun càmbar ci diine moom loolu moo ñu yëkkati duñ ne dañ koy matal wala duñ juum mais loolu moo ñu tax a jóg mooy que ni càmbar ci diine pas càmbar ci Ahmed Kanté lan la bëgg ci réew mi wala kii mais ci diine nu ñu analyser moo tax ñuy dellu ci ay références ci ay aaya ci ay hadis ak ci gouvernement yoo xam ni ay jullit ñoo ko yoroon ni ñu ko doon defee kon loolu moo ci gën a yitteel léegi nag docteur effectivement le nooy tàggatoo parce que dama lay jox am nga 2 minutes ñu tàggatoo mooy que effectivement kon yow ban appel ngay lancer le gouvernement ci gestion Covid bi c'est pas trop tard pour
peut-être corriger seen état d'esprit mais aussi pour les populations aussi ban attitude ngay xaar ci ñoom pour qu'on puisse avancer ensemble et faire reculer la Covid-19. li may njëkk a wax rek mooy ñaan lay njëkk a nekk yàlla ñu yàlla teqaleeg feebar bi teqale ko àdduna bi yëpp. amiin rabbal beneen bi mooy gouvernement bi mooy li mu leen di njëkk a wax mooy ñu may nopp askan wi te lépp dogal bala ñu koy jël ñu boole ci askan wi bu ko defee ñoom ñu mën ci gis seen bopp. askan wi tamit bu gouvernement bi jëlee benn dogal bi nga xam ne ñoom d'accordoon nañ ci ba gis ci seen bopp ñu war ko mën a nangu parce que réew tamit dafa soxla dal ci dal loolu ci la lépp xaj parce que dal bu amul tamit kenn du mën a dund kenn du mën a nelaw ba yandoor boo nelawee ba yandoor sa fa fekk ni da nga dal moo tax olof yi naan fekkee tal loo fekkee tamit boo ko talul doo ci jariñu moo tax il faut loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax communication bi war nañ koo xoolaat parce que boo gisee communication bi amoon na ay tolof tey ji da ngay wax lii ni mënul nekk bu subaa nga ni mën na nekk même chose moo tax ci li ma nekk di bind. wax loo xam ne day tiital nit ñi ba nit ñi ne kon jeex na mënuñ ci dara. waaw xam nga tey ji boo jëlee maanaam ci wàllu ñi nga xamante ni moom la ñu ñoo faatoo woon bitim réew. ñu waroon leen fi suul. nga wax ni ñii de mënuñu leen fi suul parce que dafa am ay risques. ba Cour suprême ne mënul nekk. waaw ba ñee ni li état bi wax li nguur gi wax ñun mënuñu ko jéggi am nañ ci yoon mënul nekk xam nga xëy subaat ni amul risque xam nga yooyu yëpp boo ko waxee day am indi ay contradiction xam nga confiance bi il faut ñu dekkal ko lal ko dafa am benn góor gu ma déggoon muy wax mu ni bu fekkee ni yow yaa ngi sexal gone te li nga koy sexal bëgg nga ci lool mais li nga koy sexal sa loxo du takk mu ko ba nga mar ko boo ko diggee reer mu war ko mën a nangu kon ni mu la war a wóoloo ba jàpp ni yow tey jii moom li mu war a jariñoo yow soxla woo ci dara loo ci gis rek mooy njariñam kon loolu il faut ñu rétablir ko loolu mooy tax réew mu mën a dox mu mën a ànd ak dal ba nga xamante ni yàlla mën nañu mësal ci feebar bi di ñaan di rafetlu jotaay bi. di rafetlu tamit kàddu yu ma fi. tabarakallah di delluwaat di leen sargal di leen remercier docteur El Hadj Malick Sy sociologue enseignant fii ci UCAD oustaz al imam al faqih Zakaria Cissé man seen xarit seen mbokk seen am di jàmm imam Ahmadou Mokhtar Kanté di animer émission bi ngeen di topp saa su ne te muy càmbar ci diine kon c'est ensemble ñun ñëpp buñ jàppalante ku nekk xam sa cër ku nekk taxawee lu rafet incha allahu taala yàlla dimbali ñu ci yërmandeem feebar bi gaaw fee jóge ba ñu delluwaat ci li nga xam ni mooy doxal réew di ko rafetal di leen jox rendez-vous càmbar bi di ñëw incha allahu taala wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu fii la woon ci ITV ici et ailleurs où que vous soyez paix sur vous. Càmbar si diine sur ITV.